laata muy ñëw dañuy wër di ci kër yi gox-goxaat yi ci àll bi ci village yi ci dëkki kaw yi di jël di àbb nit ñi seen carte d'identité ak seen carte électeur di ko dajale te notable yi ci dëkk bi ñoo koy def. ma ne ko loolu lu mu joteeg ñëwu Bougane wala ñëwu Macky Sall ci àll boobu ba ñuy jël carte d'identité électeurs yi nit ñi di leen ko àbb te ki koy àbb day nekk chef de village bi ñëpp xam ko bu la ko àbbee ñaare da nga ci am kersa doo ko mën a bañal ndax danaan la dama koo soxla dafa am ku fiy ñëw su ma ko dajalee naa la ko indilaatam. mu ne ma ñi koy àbb dañ koy àbb pour dajale carte électeur yëpp bu Bougane ñëwee wala Macky Sall ñu wan ko ne ko gis nga dëkk bii kat ñun ci suñu loxo la nekk ñi fiy wote ñëpp a ngi nii carte yëpp a ngi nii wax ak ñoom la ñuy wax ak ñoom ñoo ngeen xam naa am fuñ jaar ak ñoom am luñ leen jox ñu ne leen ñoo leen fa nekkal daaju ci léegi-léeg borom parti politique bi am yaakaar ci ne kon am na mbooloo ñii mën nañ koo voteel mu dem ak xelam mu dal bu fekkente ne waa APR la Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar ñoom carte d'identité yi bu leen wóoree ne ñii duñ leen voteel bu fekkee ay ndaw la dañ koy téye ba duñu ko delloo sooni borom ba duñu mën a voté jël carte mag ñi delloo carte ndaw ñi ñu téye ko ma ne ko mu ne ma waaw mu ne ma ñu ngi liggéey bu dangereux ci àll bi boo xam ne yéen yëgu leen lu xaw opposition bi yëguñu waaye Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp ñi ngi nekk Ndakaaru di marché ka yenn mar di woote kenn ku nekk di wax pendant ce temps ñoom ñi ngi ci biir àll bi topp ko benn par benn te ñi ëpp ñiy vote ñi ngi ci àll bi. mu ne dafa dem Kaolack bi mu demee Kaolack aussi ca dëkk bu ñuy wax Nguna ca watu Ndramé Escale am na fa ay dëkk yu bari yu fa nekk dëkki kaw yoo xam ne foofaat ña fa nekk ña ngay dajale seen i carte d'identité yëpp di xaar ndax Bougane dafay ñëw xam mi ngi woon Sédhiou dégg naa dañ ko fa arrêté gendarmerie mais loolu lépp gis naa patriote lu ñëw ñu wax ci ñoom xam nga xaw ma ay patriote lañ xaw ma ay faux patriote lañ ñoom lu génn rek ñu wax ci diversion ak nekk ci réseau yi di wax am na loo xam ne jërul wax diversion la jërul sax di wax ay waxi Bougane dañ ko jàpp ak gendarmerie yooyu bu ngeen muusoon tuuti amum xel nekk ay nit xam na lii diversion la dafa am fu ñu bëgg a jëm ngeen bañ cee wax li am fulla waaye Sédhiou nee nañ dañ ko fàttee gendarmerie gis ngeen seen cinéma boobu ñu def bu jógee Sédhiou ma nga jëm Kaolack ma nga jëm commune bu ñuy wax Wack Ngouna fa la waroon dem Ndramé Escale booyee ak dëkk ya mu wër ya ko wër yëpp dëkk yi sant Njaay ak yooyu yëpp foofu mu war faa dem ña ngay dagale carte d'identité yi pour bu Bougane ñëwee ñu jébbal ko wan ko moo xam ndax da koy téye moo xam ndax da koy gis rek duufalee ko ay bëtam ne am na mbooloo waaye carte d'identité ndaw ñi moom ñu ci bari ndaw ñi bu ñu moytuwul duñu voté ndax seen carte d'identité yi bu ñu ko joxee mën nañ ko ñàkk. kon jamono bi ñu nekk fii man may wax ngeen may déglu ñu ci bari ci yéen dëkk ci kaw gi yéen ñi may déglu ñu ci bari ay kaw ngeen da ngeen a ñam diw ceeb bu saf diw ñeen a ngi nekk Europe dégg nga maam am caabi nekk di sangoo ndox mu tàng fàtte seen dëkk kaw yi ba njariñ gi ngeen war a jariñ seen dëkk kaw yi yaakaar ngeen ne bu weer dee ba ngeen yónnee seen dépense pare ngeen ci après bu ngeen taxawee yéenay wax ay patriote ngeen buñ ne yónnee leen ngeen yónnee yooyu yëpp baax na waaye la ngeen war a def ñu ci bari ci yéen ñi nekk ci diaspora bi defu leen ko ñi nekk Ndakaaru dëkk ci kaw gi defuñu ko yéen ñi nekk Dakar yéen ñi nekk ci grande ville yi te jógee ci kaw gi Saalum yeeg Bawol yeeg Siin yeeg yéen ñi nga xam ne ay Dakar ngeen ay kaw ngeen loolu moo am ca kaw ga ngeen jóge nekk ci taax yi am internet am réseaux sociaux am lépp ba xam li xew di xeex nooteel gi nekk ci réew mi xeex bi wërta nekk rek su ma taalee ngeen ñëw déglu su ngeen paree dem jaaxaan bu weddee ngeen yónnee dépense wala bu gàmm moom màggal amee ngeen dem ci dëkki kaw yëpp bu ngeen demee sol seen i gasneer tiitaru wan waa dëkk ba ne yéen ay nitu taax ngeen léegi am ngeen xaalis daal di jaay ndaanaan bu ngeen noppee jël seen oto ñibbiwaat loolu yëfi kaw la ba léegi dafa am xeex bu metti boo xam ne kenn ku ki nekk da nga koo war a gàddu ci saw loos boo nekkee Italie nekk France Amérique Canada ci yem dëkk ba nga dëkk di sa dëkk cosaan nga fay kaw dëkk boobu da ngaa war a fexe ba li xew ci réew mi nga fexe ba muy àgg ci réew mi nga waslu ci àq fexe ba nooy wootee ci réew ma fexe ba noo leen di yeeyee parce que àll bi yeewuñu de ñi nekk ci àll bi ni ma gis ak ni ñu ma ko expliqué yeewuñu xamaguñu li xew te ñun jéemuñu ci dara man de dëkk ba ma dëkk muy sama village maa ngi fexe ba ñu yeewu fa ma dëkk maa ngi fexe ba ñu yeewu maa ngi fay wax ak ay nit di leen jàppale di leen informer ci yu bare fexe ba ñu yeewu ni may def nag yow mi may déglu yow mii nekk fii li ma war moo la war ci réew mi mënoo ànd ak man ci réew mi ne réew mi jubut ñi ko jiite jubuñu réew mi dañ ñoo noot ndóol dafa am ci réew mi tumuranke gi ci réew mi valeur yi dem na lépp nga ànd ci ak man lu ma wax nga ne gonga waaye su may wax loolu di ko dugal ci roq-roqaat yi yow nga toog kesa wet na page sa jeeg toog jàpp sa njàmb di xaar loolu du dëgg du yoon
te ku mel ne man loolu dafa may découragé loo bu yàggee damay bàyyi waaw bu yàggee damay bàyyi xeex bi ndax xeex boo koy def te kenn du la ci jàppale bu yàggee da nga koy baax toog di déglu rek dafa yomb jaaxaan ci sa kaw canapé Akhenaton di wax wala jiji nga toog di jaaxaan teg sa café gu neex di xëcc say ganaar di lekk boo noppee dugg ci sa mbàjj talaan patriote la loolu du patriotisme du dëgg kon am naa ak jaaxle lool ak tiitaange lool ci biir réew mi nga xam ne nit ña fa nekk seen loxo jotul ci seen ginnaaw amuñu mënuñu ña nga ca dëkki kaw yi amuñu courant amuñu ndox amuñu ambulance am na ku ne ma ay mbokkam yu jigéen dañ doon wasin ci kaw saret bi la ñu dee avant ñuy àgg ca dispensaire bi gën a jege ki ndaw si ëmboon war a wasin ci kaw saret bi la dee saret bi ko doon yóbbu ci kawam la dee avant muy àgg dee na doom ji dee ñoom ñaar ñëpp ñu dee ñu suuli leen ci Saalum googu amuñu pharmacie boutique bi jaay tàngal yeeg rakkal ji boutique bi moo jaay ay doom yoo xam ne bu sa bopp di metti fa nga ko jënd ji amuñu pharmacie amuñu médicament da ngay feebar doo am loo fajoo ci seen dëkki kaw yi yéenay nekk Italie nekk France États-Unis di jaay ndaanaan nekk ci réseaux sociaux yi di rakatati parce que kenn xamu leen waaye kenn du ci yóbbu kenn fa mu dëkk yéen ñu ci bari ci yéen fa ngeen dëkk dëgg ci saanoo fa du ngeen fa yóbbu kenn ku nekk ci réseau yi ndax jomb ngeen ko ndax du ab dëkk ay nit dëkkuñu fa nit ña fa ñàkk dëkk nag seen i mbokk la ñi leen war a dimbali yedd leen dugg ci seen groupe famille yi dugg ci lépp fexe ba yee leen ñu xam def ay audio yu ndaw expliqué leen njuuj njaaj gi seen carte d'identité yi ñu bañ ko joxe mais ñi ngi koy joxe parce que dégguñu kenn ku leen ci jàppale waaye man fa ma dëkk moom duñ joxe seen carte d'identité kon liggéey bi dafa des lu bare réseaux sociaux yi taxul kenn gañe xaalis bi ñu dagale ci réseaux sociaux yi taxul kenn gañe cëppi geeg tëkku geeg bàkku gi ci réseaux sociaux bi baax na lool mais doyul de toog nag fi nga toog di wax ak a bàkku ak a tëkk ak a xasta ak naan lii baax naa kii baaxul yaakaar na bu ñu demee élection di nga gañe te jógoo xar sa tànk tubéy ci àll beeg sa gox-goxaat yeeg sa village yeeg sa mbokki kaw gi ci kaw gi yëpp nga fexe ba yee leen ñu yeewu ba na jar bu élection ñëwee da nga koy ñàkkat rek nga taxaw di yuux noonu dañ maa sàcc rek dañ maa fekk liggéeyoo dara da ngaa toogoon di wax rek toog di wax ñoom ñëpp nag ñi ci ëpp nguur gu fi toog ñoom la ñuy votel parce que lay tax ñu bañ a votel nguur gi mooy il faut que ñu yee leen dañ leen a nax ndóol loo leen ba ñu ndóol toog rek Ndakaaru conférence de presse sur conférence de presse réunion sur réunion coordination sur coordination taxul ngeen gagné dara Yewwi Askan Wi Pastef fa ñëpp ci yem yenaa maré ki naan dañuy marché ki dañuy woo yooyu dafa xew yi ay woote marché ki dañuy génn ci mbedd mi nit ñi dañoo damm ci loolu dañoo tay nit ñi li ñu bëgg génn ci mbedd mi benn yoon réglé li ñuy réglé mais mënuñu bés mu nekk génn ci mbedd mi loolu dootu leen ci woo kenn mu fekk si leen dootu bari nit ñi dootuñu génn di xeex parce que li war a xeex bi mënuñoo dëkk ci xeex da nga koy xeex benn yoon li ngay xeex saafaraw ci nii wala ci naa waaye bés bu nekk nga xeex dem delluwaat sa kër bu gannaaw subaa nga xeex dem delluwaat sa kër xeex bi du saafaraw xeex bi dañ koy xeex benn yoon wala ñu bàyyi ko bañ ko xeexati te foofu la nit ñi toll fi ñu toll nii xaalis bi ñu woote na barki démb dañ ko dagale pour jox ko waa Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko génn wax ci mu am engouement adduna bi yëpp taxaw diaspora bi ba léegi mënuñoo fexe ba dugal ci xaalis ñi ëpp ci diaspora bi ñi nga am ay jafe-jafe parce que Ndakaar ñi war a toppatoo loolu fexe ba nit ñi mën a am fu ñu dugal seen xaalis bi wax naa ci sonn naa ci ku ma ci war a waxal wax naa ci gis naa ne jéemuñu ci dara ña nga ci seen bopp ñi ko war a toppatoo ña ngay campagne ña nga ci seen mbiri bopp taluñu xaalis bi war a ñëw ci keesu Yewwi Askan Wi askan wi ko ci war a dugal faale wuñu leen surtout waa diaspora bi joxuñu leen benn considération ci mbir mi yéen ñëpp yéen a ngi ñaxtu ñu bari ci yéen woo ngeen ma di ñaxtu bu dafa bloqué mënuñoo dugal fii lu ma xam wax naa ko Dakar waaye yittelu leen kon dañuy saboté bëgguñu Macky Sall jóge fi bëgguñu li xew ci réew mi jóge fi da ngay dem ba yow ci sa bopp da ngay découragé ci xeex bi ngay xeex parce que ñi ngi koy séqal yow ni ngay gëmee xeex bi ak taxawaay bi ngay am ak bëgg mu gaaw taxaw lépp dox am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci ña ngay réunion ña ngay dégg nga maam conférence de presse ña nga ci seen bopp la ñu ne newuñu ci askan wi newuñu ci askan wi de ndax boobu ba léegi mat ay bés mënuñoo fexe ba am plateforme bu fiable bu baax boo xam ne diaspora bi daañu ci mën a def seen xaalis bi ñu bëgg a def te ñoom ñoo woote ne kaa leen def diaspora bi nañu pare nañ pour def ay milliards faale wuñu leen da ngay woote wax bay bëgg a dee ñu tànqam lu la def la ñu bëgg a def toog jàpp seen jàmm di conférence di réunion jël seen temps waa Yewwi Askan Wi lay waxal coalition Yewwi Askan Wi mun leen a wóor nit ñi ci ku leen jàppale octobre ngeen ko ubbi ba ngeen ko ubbee ba léegi nit ñi xamuñu woon sax ne ubbi ngeen
benn plateforme pour ñu jàppale leen Ousmane Sonko moo ci wax ji wër àdduna bi picc yeeg njugub yeeg ganaar yeeg yëpp dégg ko ku nekk bëgg cee dugal mu mel ne loolu dafa créer benn genre de jalousie ci ñenn ñi ba taxawaay bi ñu waroon a taxaw tey yi ba fexe nit ñi mën a wuy woote Ousmane Sonko ci jàppale Yewwi Askan dafa mel ne ñenn ci biir Yewwi Askan Wi loolu dañ koo iñaane Sonko ba bëgguñu cee taxaw pour loolu yaatu amul benn plateforme diaspora bi États-Unis fu ne la ma nit ñi di wooyee fu ne parce que ba ma ko déggee laa xam ne lii nag mooy li ma doon xaar jóg def ci ay live def ci ay waxtaan pour bëgg ñëpp dugal ci seen loxo waaye nit ki bu ñëwee ne damay dugal sama loxo te wanoo ko fu muy dugalee loxoom naka la fay dugalee loxoom yéen a woote ndimbal te joxu leen nit ñi fu leen nit ñi mën a accélérer ndimbal gi ngeen di laaj ngeen 4-5 jours ba léegi mënuñu fexe ba yaatal mbir mi dama ne woon du ma ci wax mais boo waxee ci suuf sottiwul da ngay wax ci kaw loolu yàlla moo ñu ko jàngal waaw boo waxee ci suuf sottiwul da ngay wax ci kaw naqarlu li la metti ci saw làmmiñ kontaanuma ci Yewwi Askan Wi ni ñu taxawalee mbir mii di collecté bi nga xam ne ñu ngi koy collecté muy don yi ni ñu ko lijjantee ni ñu ko taxawee doxul ànduma ci kontaanuma ci te man su ma kontaanu ci mbir dama koy wax c'est pas sérieux c'est du sabotage na ko diaspora bi yëpp dénoncé loolu dañuy saboté liggéey bi nga xam ne moom la diaspora bi taxaw di ko xeex ngir jële fi njuuj njaaj gi ci réew mi def ci dooleem def ci kàddoom ñun ñoo gën a sonn ñu nekk Sénégal ñun diaspora bi ñun ñooy patriotes ñun ñu nekk ci diaspora bi ñun ñooy les vrais patriotes ñu nekk Sénégal ñoom duñu ay patriotes wala gënuñu ñoo nekk patriote diaspora bi mooy xeex diaspora bi mooy wax diaspora bi mooy yónnee dund diaspora bi bu ñu nee xaalis mooy taxaw di xulóog yow pour nga wax ko fu muy dugal xaalis bi ndax yàkkamti kooku kan moo ko gën a nekk patriote ñu toog Dakar di réunion ay conférence ay rencontre ay marche ay conférence de presse loolu ñun daf ñoo commencé soof diaspora bi seen réunion yooyu ak seen layam wax ju bari gi daf ñoo commencé soof wax ju bari gi daf ñoo commencé soof mu leer loolu nag na ko diaspora bi yëpp yëkkati ñu xam ko il faut que tamit ànd ci dëgg ànd ci nawlante ànd ci respectante mooy booy ànd ak nit te nawlewu la respecté wu la faalewu la ngeen am fu ngeen war a jëm ñoom ñu téye responsabilité yi parce que ñun nekkuñu ci ay Yewwi Askan Wi rek ay Pastef fi amuñu benn responsabilité ñun xëccoowuñu ay responsabilité suñu yoon intéressé wuñu ñun on est dans l' intérêt général xëccoowuñu poste fenn ci dëgg la ñuy dox ci la ñuy xeex yéen ñi xëccoo poste yi ak responsabilité bëgg ku leen fal ba ku leen yéen téye responsabilité yi war di dogal Ousmane Sonko ne nañ dimbali Yewwi Askan Wi yéen ñi responsabilité yi ngeen taxaw di traîner boobu ba léegi mun leen fexe ba taxawal loo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour dugal suñu xaalis suñu alal la ñuy jël ñun yéene leen ko pour jox leen ko ngeen mën a campagne ngeen taxaw lànk di layam boobu ba léegi te bu ñu wootee ñun parallèlement woote nañu taxawal suñu ay plateforme bopp pour dajale xaalis indil leen ko ngeen gën a taxaw ne wëy kenn autorisé wu leen pour ngeen def ko mun leen koo def ci turu Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi décidé wu ko maanaam du ngeen doxal du ngeen bàyyi kenn ko am initiative personnelle tey su ma woote woon tey jii jël benn initiative personnelle ubbi benn liste ci diaspora bi ak benn fundraising aux États-Unis au nom de Yewwi Askan Wi pour woote gi Ousmane Sonko nga gis ñu commencé génn nag amoo ko droit waroo ko def parce que bokkoo ci Yewwi Askan Wi conférence des leaders discuté wuñ ko kii waxtaan wuñ ko ah d'accord kon aw ma ci sañ-sañ waaye yéen ñi ci am sañ-sañ defu leen ko léegi nu ngi def dañuy toog taxaw di leen xaar njaq li moom mi ngi bax jafe-jafe yi ci réew mi kooku moom ñun ñëpp a ko bokk am ngeen sañ-sañ yéen pour dogal ñun ñi nga xam ne bokkuñu seen mbootaay yi amuñu sañ-sañ pour dogal waaye njaq li moom bax gi moom ñun ñëpp a koy yëg lii est-ce que lan la lii mooy lan dama koy laaj mbokk yi lii lan la boobu ba léegi yéen ñi ma woo mënu ma leen a tontu yéen ñëpp ñi may jël ci suuf ñëpp mënu ma leen a tontu ñi ma envoyé message mënu ma tontu ñëpp tellement dafa bari parce que maa sob dugg ci woote ba Ousmane Sonko waxee mën na ñëpp jóg li ñu doon xaar ñëw ne mooy nañu dagale koppar yi am ay milliards jox leen ko ñoom waaye nit nag naka la leen ëppee yéene man li may wax nii sax mais pour ñoom la nañ dagale xaalis jox leen ko ñu campagne da ngay dem ba yàgg da nga naan ñii nawloo wuñ la faale wuñ la li ngay xeex sax est-ce que ak li ñuy xeex benn ñii est-ce que sax tinki askan wi lañu bëgg est-ce que Yewwi Askan Wi moo leen tax a jóg est-ce que amuñu seen ay agenda bopp loolu ngay posé wu tu te poses des questions may wax na diaspora bi dañu organiser wu rapidement taxawal suñu ay propre plateforme ñun soxla wuñu ay am autorisation Yewwi Askan Wi rek tënk askan wi suñu yoon nekku ci parce que boobu ba léegi ñu ngi leen di déglu te dikkuñu ci ñun faale wuñ ñu waxuñu ak ñun diaspora bi fu ci waay nekk nañu taxawal ay plateforme rapidement dagale koppar yi yónnee ko Yewwi Askan Wi bu ko Yewwi Askan Wi bëggul ñu jël xaalis bi ñun xeexee ko ndax parce que ci xeex lañ jëm gis ngeen li xew ci fichier électoral bi li xew Ziguinchor gis ngeen fépp ci xeex lañ jëm nañu dagale xaalis bi bu ñu paree ci dagale gi milliards yi ñuy woo leen ne leen xaalis baa ngi nii comme nanguwu leen woon a jël seen ay responsabilité pour taxawal ay plateforme États-Unis Canada France fépp ba nit ñi mën a dugal seen xaalis ñun diaspora bi jël nañ suñu responsabilité taxawal nañ suñu ay plateforme xaalis bi ñu ko dagalee ngi nii bu ngeen bëggee ngeen am ngeen xeexe bu ngeen ko bëggul ñun ñu jël ko ñun téye ko bu xeex jotee ñu jël ko xeexee
parce que mënatuñoo taxaw di xaar kenn lii moo ci sama xalaat. Ils sont même pas capables de créer une plateforme pour la diaspora boobu ba léegi ñu ngi yuuxu man lu ne laa ci dégg woo nañ ma ci wax naa ci dama cee waxta ndekete man li may woote plateforme bu attan engouement bi ndeke ñoom amuñu ko dañoo ubbi seen i Kopar Express dafa am doole. Kopar Express amul doole loolu pour ay téeméeri Sénégal mais diaspora bi seen engouement seen bëreet seen jóg kooku Kopar Express ànd am na ay plateforme yu nekk ay GoFundMe ay Litchi ay yoo xam ne ñoom ñëpp xam nañ ko loolu amul ay limite amul kii mën nga ci dugal 1000 milliards. pourquoi mënuñu ko taxawal jël ay nit liggéey ci ak ñoom ñu taxawal ko ci diaspora bi daggal xaalis bi jox leen ko boobu ba léegi kenn ku ne yaa ngi sa bopp. lii du dëgg du yoon ma koy wax à haute voix parce que man ci dëgg lay ànd ak nit ci nawlante lay ànd ak nit réew mi nag moo ñu boole ñuy xeex ñun ñëpp. ñii nekk ci Yewwi Askan Wi ñii nekk ay sympathisants ñii nekk Pastef ñii nekk ay citoyens engagés simplement di dox ci dëgg nag dëgg googu nag moo ñu boole moo tax ñu ànd di xeex ak njëriñu Sénégal. kon ànd bi dafa war a nekk ànd nawle bu ngeen woote ndimbal ñu jóg na ñun de pare nañu pour dimbali leen fu ñu leen defal ndimbal li boobu ba léegi ngeen di wër-wër la ñun loolu ak yëbaate la du dëgg. du dëgg man ànduma kenn ci dégg nga maam raayante mbagg ànduma kenn ci dina wax lu ma gëmul ànduma kenn ci parce que ñoo ànd boo defee dara dama koy nëbb man ànduma ci kenn boobu ànd damay ànd yow ci dëgg ak njëriñu Sénégal lépp lu may def njëriñu Sénégal laa koy nattee su ma lay xarab tamit damay gis ne li tax ma di la xarab mooy yow da ngaa am taxawaay boo xam ne taxawaay ba dafa jubluwul li njëriñu Sénégal ma dal ci sa ko ak noo mënti toll nag kenn feesul sama bët kon loolu mooy pàcc bu njëkk bi nga xam ne moom laa bëggoon ñaareelu pàcc bi gannaaw ba ma waxee ci ñàkk liggéeyu terrain bi ñàkk am ci suuf ci dëkki kaw yi te xamuñu lu xew ña nga leen di nax di jël seen ay carte d'identité ci dëkk yëpp moo xam Macky la moo xam Bougane ndax ñoom ñaar benn la ñoo ànd ma indi ñaareelu poñ bi ci li nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi ci taxawaay bi ñu waroon a am ci plateforme bu fiable boo xam ne diaspora bi daañu ci mën a def seen ay millions voire des milliards te ñu am jafe-jafe boobu ba léegi ñu di ko xaar gisuñu ko ci ñoom muy lu may naqarlu ñetteel bi nag mooy li nga xam ne moom laa titré muy Macky Sall moom ma ngay takk ay bagaasam Khalifa Sall du candidat wu France waaw gis naa patriote yu bari commencé génn di wax di dal ci kaw Khalifa Sall ak di am njort ci moom ne France moom lay préparé am na sax ñu dem ba ne way lan moo tax mu war a nekk candidat 2024 dafa bëgg a barrer la route à Sonko ma ne woon bëgguma ci wax parce que wax naa ak sama mur démb ne man informé wu ma damay communiquer loolu nag am na ñu ko dégg am na ñu ko déggul mais am na ñoo xam ne dañuy nekk ci réseau yi rek bon lu ñëw seen xel ñu wax duñu analyser duñu xool les enjeux ba des fois dañ leen di induire en erreur wala ñu di leen di manipuler parce que wax yi ngeen wax ci wàllu Khalifa parce que France RFI ñëw na ak France 24 interroger Macky Sall interviewé ko bi ñu paree ñu interviewé Khalifa Sall loolu xam naa am na lu mu def ci bopp yenn patriotes yi ba ñu yaakaar ne plan la bu ñu lal que Khalifa Sall lu tax moom ak Macky Sall képp la tubaab bi jël kon tubaab yi dañuy wayal Khalifa Sall loolu gisin la woo xam ne gisin bu cëkk la cëkk mooy gisin bu gàtt gisin bu cëkk la waaye gisin la boo xam ne aussi ñoom ñi ko def dañu am agenda bu baax a baax xam ne moo tax ñu choisir Macky Sall choisir Khalifa Sall ci jamono bi choisir laaj yi ñu leen di laaj ak wax yaag yëpp loolu ngeen nattul yéen wala bu ngeen ko nattee yéen li ngeen ci gis rek mooy Sonko yéen Sonko ngeen gis yëpp Sonko dañ ko war a bàyyi la route Sonko c'est normal ñu bàyyi ko la route tali bi Sonko moomu ko Khalifa Sall moomu ko Macky Sall moomu ko tali bi Sénégal la ku am oto ku ne mën nga cee dox donc jàpp ne Sonko mooy sa candidat ba tax nga jàpp ne même ku ànd ak moom da nga ko war a xajal moom moo am priorité ci ko tali bi kooku ñàkk xam politique la ak yàqal Ousmane Sonko Khalifa Sall am na droit am ay ambition ne man 2024 candidat laay nekk c'est normal parce que ba Khalifa Sall di politique boobu Ousmane Sonko politiqueul Khalifa Sall ba muy politique boobu Sonko xamul luy politique ba muy am ambition boobu Sonko juddoogul dañoo dox tey ñoom ñaar ba daje ci ay ambition commune ci ay jëmtuwaay commune ñu ànd booloo ànd ci local yi ànd bi ñu ànd ci local yi tekkiwul na Khalifa Sall dafa jàll ci ginnaaw Ousmane Sonko
tekkiwul na Khalifa Sall dafa bàyyi lennam lu mu doon bëgg démb ak fu mu bokkoon démb ànd ak Khalifa Ousmane Sonko déggu leen ko mu ne man maa ngi ci damaa fusion wala damaa adhéré Pastef ay entité la yoo xam ne kenn ku ci ne dafa am foo taxaw am foo bokk am loo gëm jamono dox ba boole leen ñu ànd ci respect ak ci wegante ma bëgg yéen patriotes yi ngeen am boobu état d'esprit ci respecté ñi ànd ak Ousmane Sonko ci seen taxawaay am nañu droit am ay ambition parce que nii ngeen bëgg a taxawee ku yëngatu ngeen duma ko ku yëngatu ngeen tuumaal ko ku yëngatu ngeen xas ko ku yëngatu ngeen ak Ousmane Sonko la bëgg a yàqal mais nag Ousmane Sonko dafa nekk benn yanant bu yàlla yónni ci nit ñi ba moom kese moo am sañ-sañu bëgg moom kese moo am sañ-sañu nekk candidat 2024 loolu da ngeen di yàqal Ousmane Sonko da ngeen koy affaiblir il faut que ça arrête maa leen gën a bëgg Ousmane Sonko fuuf la ma ca pare pour def ko yéen ñu bari ñuy wax parewu leen ko loolu moom oma ki sikki sàkk waaye nag nit ku raisonnable la nit da ngay am raison lu soo xamul nga noppi bul wax loo xamul loo minul parce que léeg-léeg nga wax loo xam ne yaakaar na yaa ngi defaral Sonko fekk yaa ngi koy yàqal Khalifa Sall am na droit de 2024 damaa bëgg a nekk candidat am na ci droit te loolu moo jaadu loolu jotewul ak dara ak ànd bi mu ànd ak Ousmane Sonko ci coalition bi jotewul ak dara ànd boo xam ne yàlla mën a dogal suba ñu àndi ko ñoom ñaar ci wàllu élection yi ñu tànnee député yi législative yi élection yi bokkul élection locale élection législative ak élection présidentielle c'est des élections différentes il faut que ngeen xam li ngeen di wax lan la on est en science politique en matière électorale il faut ngeen xam li ngeen wax lan la boo xamul nga noppi parce que wax boo xam ne da ngay wane ne patriote nga bëgg nga Sonko da nga engagé wu fekk yow yaa ngi yàqal Ousmane Sonko loolu noppi moo gën bàyyi ñi xam di wax mais Sénégal yëpp a ci yem taalibe beeg ak sëriñam góor gi ak jabaram frère beeg ak rakk ji militant beeg candidat bi yéen ñëpp li leen neex rek ngeen xam bu ngeen xasee ba far c'est fini fi ngeen far moo baax seenu sëriñ a baax seen mbokk moo baax seen frère ñi des ñëpp kenn baaxu ci façon boobu ngeen war a bàyyi nit mën ngaa far fi nga far ànd ak ki nga àndal ba noppi nga respecté ñeneen ñi weg leen mais li ma bëgg rek moo baax Ousmane Sonko rek moo baax moom rek ñun loolu du dëgg du yoon bàyyi leen loolu c'est pas vrai il faut arrêter loolu day yàqal Ousmane Sonko c'est pas vrai réew mi ci démocratie la ñuy woote ci la Ousmane Sonko am sañ-sañam samp ndëndëm Khalifa Sall am na droit samp ndëndëm Macky Sall ki la am droit samp ndëndëm kenn ku ci nekk li ñuy wax mooy samp ndënd yi moom kenn terewu ko kenn yoon a ko maye waaye nag bu ñuy jongante ne lépp jaar ci yoon ñii ànd nañu ànd ci dëgg te dëgg mooy li askan wi bëgg te li askan wi bëgg mooy li koy jariñ képp kuy ànd ak kuy bëgg kuy samp sa ndënd na nga ko samp ci jariñ askan wi te loolu mooy dëgg waaye man rek maa am droit samp sama ndënd yow amoo droit samp da ngay topp sama ginnaaw pourquoi Khalifa Sall di topp ci ginnaaw Ousmane Sonko lu tax loolu même su waree am du tey jamono dina ñëw suñ ko waxtaanee ñoom ñaar ba juboo mën naa topp ci ginnaaw ndax Khalifa ànd na fekk Idrissa Seck ñu dem ba ab jamono ñëw mu topp ci ginnaaw Idrissa Seck xëy na circonstance moo ko maye woon parce que boobu moom jékkuwul mi ngi ci kaso bi mënut a def campagne tout ça mu ànd woo ay ñooñam yëpp dem leen ànd ak Idrissa Seck ñu topp ci ginnaaw loolu xëy na ëllëg situation mën na ñëw ba Khalifa xam ne amul pexe ndax bu leen fàtte ne Khalifa mënul voter actuellement Khalifa mënut a nekk candidat actuellement Macky Sall moo ko dindi daf ko condamné ci ay tuuma yu mu ko teg atte ko ci jaay ko doole tuuma ko teg ko ay daan ba noppi ne ko yow non seulement mënatoo voter yow Khalifa Sall sa àq mooy voter bi nga xam ne yoon moo la ko may dañ la koo dindil ba àdduna tukki dootoo voter benn ñaareel bi ñu ne ko non seulement mënoo voter waaye mënatuñ laa fal yow ba àdduna tukki ci code électoral bi lañ ko dugal mënoo fal mënoo falaate Khalifa kon mënut a voter mënuñu koo voteel lii Macky Sall moo ko dëxëñ ci biir code bi nga xam ne mooy yoon loi bi nga xam ne moo tënk wàllu pal geeg folliku bi léegi moom Khalifa moo taxaw ne 2024 moom li muy bëgg li yéenam mooy nekk candidat loolu am na ci droit am ay yéenam loolu kenn du ko bañal waaye man li ma ko tontu man ci sama mur mooy Khalifa bala ngaa bëgg a nekk candidat 2024 Khalifa da ngaa war a fexe ba nekk candidat ci élection yi maire yi ak fexe ba nekk candidat ci élection législative yi ñu jëm mooy tànn député yi parce que loolu moo logique parce que dañ koo tënk ca code électoral bi ne ko yow non seulement mënoo voté waaye kenn mënu laa votel daa iman kon li ñu war a xeex ak moom mooy fexe ba moom ñu mën koo votel mu mën a voté waat dellu si waat nekkaat citoyen bu am ay droit civique am droit yi la ko Macky Sall xaj kon di wax ci loo xam ne maîtriser woo ko xamoo code électoral bi xamoo constitution bi xamoo enjeu politique yi xamoo réalité yi xamoo dara di waxantu nekk parce que réseaux sociaux yomb na rek mën nga bës ci benn bouton taal sa kii di wax lu la neex wala nga bind sànni réseau social la xamuñu kii yeeg kii ngay wax lu la neex di ko wax ki turu Pastef wala bëgg Ousmane Sonko yaa ngi koy yàqal
Khalifa dafa am ay combat yu bari yoo xam ne daf ko war a xeex d'ici 2024 yu mu war a gagné moom Khalifa avant muy am na yéene bi am na droit waaye nag yéene rek doyul da ngay fexe ba sa yéene boobu mun taxaw mooy pour nga nekk candidat 2024 yow Khalifa il faut que nga fexe ba fii ak 2024 nga mën a nekkaat nit koo xam ne dana am sañ-sañu wote dana am sañ-sañu ne man kat woteel leen ma ndax loolu sañ-sañ boobu Macky Sall da koo dindi gannaaw ba mu la tuumale ci mairie Dakar da nga fa am loo randal mu àtte la ca donte teguwul ci yoon rek la ca nekk yëpp ñëpp xam nañ ko da jaay doole la def waaye da caa boole ne mënatoo voté kenn mënatu laa voteel te loolu bi nga journaliste bi interrogé démb yow Khalifa dikk nga ci nee nga yow dañu laa condamné civilement da xañ la say droit civique maanaam mënatoo voté kenn mënatu laa tabb te ñoom ñi ko def muy Macky Sall ak ñi mu àndal ba def ko ci code électoral bi ba xañ la ko juge bi nga xam ne moo la àtte moom waxul na yow Khalifa kat mënatoo voté mënatuñ laa voteel ca pen ya nga xam ne moom la teg daan yamu la teg ba mu koy bind di ko wax boole wuti ne Khalifa mii kat xañ nañ ko ay àqam ak yelleefam ci wàllu bindu ci liste yi ci wàllu voté ak ci wàllu pal boole wuñ ko daan yooyu bokku ci waaye ñoom Macky Sall dañ ko jël dugalaale ko ci pour xañ ko loolu parce que dañuy politique. moo tax mu bëgg ñu ànd ci dëgg ànd ci wegante ànd ci kenn ku ci nekk la mu moom ñu jox ko ànd ci kenn ku ci ne am nga sañ-sañu am say bëgg-bëgg ànd ci. su ma amee sama bëgg-bëgg Sonko am bëgg-bëggam ngeen respecté bu Sonko respecté sama bos waaye kenn ku ci nekk nag am nga sañ-sañu nag di xëy ak a gont ca la la yitteel la nga bëgg ka nga bëgg candidat nga ànd ak moom di ko jàppale pour loolu taxaw waaye nag sañ-sañ bi nga am ba ne Sonko képp la noonu la keneen amee sañ-sañ na Barthélémy Dias képp la wala Khalifa képp la wala Macky Sall képp nañ leen ko bàyyil loolu droit la loolu c'est un droit inaliénable c'est fondamental kon su journaliste RFI France 24 ñëwee Sénégal du tey duguleet saa yu Macky Sall di wax lu ñor tubaab bi rege tubaab bi lay wax parce que il faut ngeen xam ne Macky bi muy wax bërki démb Macky waxul ak sénégalais yi waxul ak yéen li ngeen war a jàngat ci waxi Macky mooy Macky waxul ak sénégalais yi 17 millions fukki millions ak juróom-ñaari sénégalais yi nga xam ne ñoom ne nañu Macky Sall moo leen jiite ci réew mi ñu yëkkati pratiquement dégg nga maam lii toll ci 5000 milliards muy juróomi junni milliards ñu jox ko Macky Sall jox ko armée bi jox ko justice bi attekaay yi jox ko réew mi yëpp ci loxoom mu téye ko Macky Sall bi muy wax waxul ak ñooñu tubaab yi nga xam ne ñoom duñu woote duñu ay sénégalais nekk ay France tubaab yooyu la woo teg leen ci biir palais bi jël journaliste sénégalais yi Youssou Ndour mi ànd ak moom ak El Hadj Ndiaye ak ñoom yaa xam rek ñooñu nga xam ne mooy coggam yooyu mu sànni leen ca mbalit ma sànni leen ci biir ci tàngoor wi woo tubaab yi nga xam ne ñooy RFI ak France 24 indi leen ci biir palais bi taal climatiseur yi ba mu féex ñu toog ñu di ko laaj muy tontu yéen sénégalais yi nga xam ne Walfadjri Sud FM yéen maanaam presse bojo presse sous-développé yi yéen ñi ànd ak moom di ko xalamal tous les jours yéen mu sànni leen ci biir ne leen taxaw leen ci biir yéen ci mbooyee meeg tàngoor yi waaw loolu la Macky Sall def yéen bojo yi taxaw leen ci suuf ci mbooyee meeg tàngoor yi loolu la njëkk a def li tax mu def ko nag di ngeen koy xam mooy bi muy wax waxul ak yéen de ay tubaab la tànn di wax ak ñoom ci kàllaama tubaab la doon wax waxul ak ay sénégalais yu ñuul kukk waxul ak wolof waxul séeréer waxul pël ay tubaab la doon làkk tubaab yi ñu la doon waxal tubaab yi ko doon laaj ci tubaab lañ ko làkk mu tontu ci tubaab ba mu noppee takk ay bagaasam dem yoonam waxul ak yéen France lay waxal ak adduna bi nit tamit day xam boppam picc day yem ci am pepp picc du warax mboq dafa dijj ci putum picc day picc dugubu suuna peppum suuna moom la picc di lekk picc du lekk dégg nga maam peppum nu nga ko tuddee sax pepp bu dijj nu ko wolof bi tuddee sax fat naa pepp mi waaye mooy pepp bu dijj bi nga xam ne mën nga cee fot basi picc du warax basi picc dugubu suuna peppum suuna lay warax ndax peppum suuna dafa sew bi Macky Sall di ñëwee démb di wax ak tubaab bi loolu yëfi tubaab la loolu yëfi ay ponkal la loolu du yëfi ay taalibe ki ay nit ñu dul nit du seen i mbir kooku xam leen ko da ngeen ciy wax rek fekkee ma ci boole ngeen di waxantu waaye wa Macky waxul ak yéen basi waaw mu ngoog basi ku xam basi Samba Gueye kaw koy yéen xam ngeen basi xam ngeen am sàq xam ngeen am semb xam ngeen sàq xam ngeen semb xam ngeen bësi waaw picc nag moom picc du fortaatu kemb du fortaatu bësi am ci sàqum suuna
lay jéem a bëtt pour mos ca pepp mañ fa semb dugal ko fa nal ko fa ca sàq ma. cuuj day xam lekkam wax kay yéen ñi nga xam ne ay olofu Ndakaaru ngeen yore ki olof yi France cuuj day xam lekkam waaw loolu mooy olof yi xaw a moderne yi waaye olof yi kaw ko pire moom mooy ramatu moom du warax ramatu du warax bësi ramatu moom suuna lay warax ak cox wax nga dëgg de Xadi Jaxate nee na akum cox wax nga dëgg. kon jàngat bu njëkk bi mooy Macky Sall waxul ak yéen tubaab bi lay waxal. lan moo tax Macky Sall toog ba jamono bii nag mu woo tubaab yi Sénégal dalal leen ci palais bi taal climatiseur yi dàq ñoom yaa xam ak ñoom Madambala ki ñoom Youssou Ndour ki ñooñu nga xam ne bojo yooyu nga xam ne dañuy fortaatu ñoom ñu ngi ci mbalit yeeg sën yi lu ñu for lekk ay tan lañu ñoom mu leen yéen toog leen ci naaj yi fële tey moom seen baay yi ak seen nday yi ñoo ñëw tey moom ndaw si mooy seen nday ko góor ki mooy seen baay tey nag moom seen patron yi ñoo ñëw français yi noble yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ay nit lañ yéen ay Madambala ki Youssou Ndour ki El Hadj Ndiaye yéen du ngeen ay nit wala faj bi yéen taxawee leen ca sën ba fële tey seen baay ak seen ndayee ñëw RFI France 24 taxaw leen fee xaar ñu du ngeen ay nit bés bu nekk ma wax leen ko. ñaareel bi mooy ba mu leen wooyee ñoom ba noppi ma yaakaar noonu bu ñu toogee ñoom dañ koy laaj naka Macky yow noo xalaatee France mbas mi en France Emmanuel Macron mi jiite France décision yi mu jël en France 4e vague beeg 5e dose beeg 8e ciel beeg ak wax yi Éric Zemmour ji muy wax naan Sénégalais yi dañ leen génne réew meeg su ma jëlee réew mi xaw ma la nag ak xeex bi amoon ca fa mu doon defee mitigam baak Marine Le Pen ak sondage ak élection yi nar a yow normalement RFI bu ñëwee Sénégal Macky Sall di wax ak moom normalement li ñu ko waroon a laaj mooy Macky ban gis-gis la am ci politique France politique intérieure France loolu moo doon logique waaye waxuñu ci loolu de ndax loolu Macky Sall ñemewu ko ñemewul moom Macky Sall di wax ci Emmanuel Macron nu muy doxalee France ak nu mu du doxalee xalaatu ko léegi li ñuy wax mooy biir Sénégal li xew yéen Sénégal seen i mbiri bopp seen constitution seen 3e mandat Karim Wade Khalifa Sall marché yi maanaam suñuy mbiri bopp la Macky Sall di wax ak tubaab yi suñuy mbiri bopp su ma ko waxee nag mooy samay mbirum Mountakha Mbacké mbirum Mbaye Sy Mansour mi doon wax naan réew mi amuñu indépendance Mbaye Sy Mansour dégg naa benn vidéo muy wax naan réew mi amuñu indépendance moomuñu suñu bopp wax na dëgg li koy firnde waxam jooju dëgg ji mooy tey li xew ni bi Macky Sall di wax ak démb ak tubaab yi RFI Mbaye Sy Mansour lañ doon wax xamuñ ci dara Mountakha Mbacké xamuñ dara te ñoom ngeen ñooy seen i kilifa yéen du ngeen ay nit Macky wegu leen respecté wul Mountakha Mbacké respecté wul kenn suy wax loo xam ne ci réew mi la jëm loo xam ne yelleefu ak doomi Sénégal la loo xam ne Mountakha Mbacké da cee am àq am ci yelleef war a xam Mbaye Sy Mansour war a xam ñaari ceerno yi nga xam ne ñoo taal war a xam ñun sénégalais yi man mii yéen ñun ñëpp ñu war a xam ndax ñoo ci yem mooy fu réew mi jëm ak dogal yi muy dogal ci turu askan wi fan la ko teg lu tax muy dindi premier ministre du ko indiwaat lu tax lii lu tax laa loolu lépp mu war koo wax ak ñun ci suñu làkk wi ñu nàmp nga xam ne day nekk làkk woo xam ne bu ko waxee day dugg ci suñu nopp yi ba dugg ci gox-goxaat yi ma doon sikk sànq naan ñoom yëguñu lu xew muy village yeeg àll bi dëkk kaw gi nga xam ne ñoom dañuy semb ba léegi yor seenum sàq di ca tibb di dunde nga xam ne yëguñu lu xew ñooñee nga xam ne Macky ci seen tur ak ci seen doole ki la amee sañ-sañ yi mu am yëpp su Macky Sall di wax ak ñooñee tubaab lay làkk te tubaab bi lay waxal kon dañoo am problème ñun dañoo am jafe-jafe bu rëy bu ñu war a liggéeyante man ak Mountakha ak Mbaye Sy Mansour ak ñaari cerno yeeg ñu nekk ci réew mi ñëpp ñun ñoo war a ànd faaqa suñu ay yet fexe ba ku ñu jiital booy wax ak ñun nga wax ak ñun ci làkk wu ñu mën a dégg waaye làkki tubaab la doon wax ak ñun di ko wax ay tubaab jëm ci bu ñu noppee kenn ku ne di commenté yéen ñëpp journaliste yi ma leen yéen di Macky di wax tubaab bi yéen a ngi ci mbóoyéma ci biti taxaw yéen presse bi ba ñu paree nag ñoom ñi nga xam ne kenn invité wu leen ñu nekk nag ba Macky lekkee ak tubaab ba noppi nag génne bool bi nag teg ko ci biti nag ngeen gis ne ñu ñëw nag tan yi commencé nag jàpp yax yi seeñu yax yi tubaab bi lekk ko nag Macky ba mu nga xam ne tubaab moom du seeñu yax day lekk li ci baax léegi des mu tegal la ko foofee ba ñu noppee Macky ne génne leen ndab li teg ko ci biti fekk ñoom ma dambal ak ñoom ñi ngi ci biti ñoom ñu commencé ñoom yaaxam ak yi ñoom muut baane ki gaa yooyu ñoom commencé ñëw di seeñu ñoom yéen bala ngeen lekk tubaab bi lekk ba noppi ngeen seeñu ndax li yéen du ngeen ay nit loolu ngeen mérite parce que xaalis rek corrompre nañ leen ba du ngeen wax dëgg moo tax Macky yab leen ñu partagé ko mu yaatu du ngeen ay nit lan moo tax RFI France 24 ñëw Sénégal RFI France 24 France xamuñu leen RFI France 24 français yi duñu leen déglu boo doon ab français ne ko xam nga RFI dara la mooy RFI français yi xamuñu RFI
France 24 ñu la xamuñu ko français yi duñ seetaan France 24 duñu déglu RFI ay chaîne la yoo xam ne gouvernement France moo ko créé benn groupe bu ñu tuddee groupe France Média nga xam ne c'est des chaînes yoo xam ne ci wàllu rajo ak ci wàllu télé France dafa am une politique étrangère dans sa diplomatie moom laa keroog maa ngi def live ci wàllu diplomatie naka nga mën a jaayee sa bopp naka nga mën a amee influence sur la scène internationale naka nga mën a taxawee ba yow en tant que état France ak ay français sa culture sa aada nga fexe ba jaay ko ci àdduna bi ba am une puissance ba nga xam ne kenn du la wekk ba nga xam ne yow dañ lay bëgg ba nga xam ne jaay boobu ngay jaay sa image de marque jaay sa bopp jaay sa réew sa aada sa fromage jaay sa vin rouge jaay sa art culinaire gastronomie française jaay say croissant jaay sa culture saw làkk français bi nga fexe ba jaay ko ba mu law ci àdduna bi parce que loolu lépp koom lay indi koom léegi la koy doxal nag il faut nga am média yoo xam ne loolu mooy seen liggéey moo tax ñu créé groupe France Média bi nga xam ne RFI ci la bokk ak France 24 média yooyu France moo koy financé ci xaalisu français yi waaye jubluwaay ba nekkul di wax ci politique gu France ci biir réew mi fii nekkul di wax ci ay Marine Le Pen nekkul déedéet ñoom lépp loo xam ne ñu ngi koy wax li ci ëpp booy xool ci bitim réew la jëm te ñaari média yooyu dañ ko taxawal uniquement pour Afrique France daf ko taxawal orienté ko pour que muy influencer africains yi politique africain yi ñoom ci loolu la ñuy dox fexe ba di génn di wax di jël ay position wala ñuy wax loo xam ne dafay nekk loo xam ne fi ñu koy jublu toujours dafay nekk loo xam ne bu demee ba ci cëppaandaw ga day nekk intérêt France ci wàllu taxawaayam ci wàllu dëgërluwaayam ci wàllu wekk duñ ko war a wax ci wàllu wane ne France dëkk bu am doole la puissance économique la puissance militaire la puissance financière la fexe ba di noot africain yi di lekk seen alal rajo yooyu ak télévision dañ ciy am solo mais comme du ngeen ay nit ay taalibe ngeen sëñ bi julli na ci géej gi waay sëñ bi waay maa ngi gis koy woote Nice barki démb naan dañuy dajale benn réunion bu fa am semaine ceeb de te koy organiser lu ñu fay dajale pour lu ñu dajale xaalis pour lan pour këri Serigne Touba xaw ma ci yooyu ngeen di nekk ay këri Serigne Touba Nice këri Serigne Touba Paris pour lan après yooyu ngeen di dox est-ce que ay nit ngeen kay woote Tivaouane ne 1 million de pins à 500 000 francs le pins pour lan 5 milliards pour dem ci jumaa ju ngi tabax Tivaouane jumaa pour lan kii woote naan na ngeen joxe ku nekk dagale ji ko yóbbul moom moo taxaw na ñun amuñu indépendance moomaguñu suñu bopp ci koom-koom ak ci lépp moom Mbaye Sy Mansour moo taxawaat moom de au lieu mu dagale 5 milliards yuy tax ñu moom suñu bopp muy dagale 5 milliards ci ay pins yu mu jaay pour tabax juma est-ce que ay nit ngeen yéen du ngeen ay nit pendant ce temps France moom ni ngi ñëw di leen noot fexe ba du ngeen masa moom seen bopp parce que alal yi ngeen dagale xel mi ngeen am jubalu leen ko ci ay usine jubalu leen ko ci science jubalu leen ko ci tabax ay ndaama jubalu leen ko ci tabax réew mi jubalu leen ko ci mbay mu ñuy deqi di ko wal di ko def ci ay usine di ci créer ay emploi taalibe yi ngeen i dajaleloo seen alal di ko def jumaa yi ngeen bàyyi ko fexe ba taalibe yi am xëy akum liggéey di dund am seen i jabar ak seen i doom dund gu yell yitteelu leen li leen yitteel mooy jàkka yeeg jumaa yeeg seen adda yeey bàyyi yeeg seen adda yeey maandi du ngeen ay nit yéen sëriñ si ak taalibe yi ànd yéen ñëpp benn ngeen yéen yem atti après yéen taxaw nag naan moomuñu suñu bopp amuñu indépendance tubaab yi ñuy lii mais c'est normal tubaab yi def leen parce que du ngeen ay nit bokku leen ay priorité bokku leen ay jubluwaay bokku leen li ngeen bëgg tubaab yi dañoo bëgg tabax àdduna di dund nekk ci kaw àdduna yéen nag bëgg ngeen àdduna mais da ngeen ko bëgg a am ci naxaate ci ay noggatu ay nit di leen laaj àddi yi naan da ngeen tabax jumaa ki da ngeen di ziyaara ki da ngeen di màggala ki ay këri Sëriñ Tuubaa fii këri Sëriñ Tuubaa fee yooyu yëpp c'est des histoires amul njariñ yëf yu dof la du yëf yu nit li ngeen dajale ci alal ba ngeen ko dajalee 35 ans yi 40 ans yi diaspora bi li ngeen dajale ci alal dugal ko ci ay Touba ki daayira ki Serigne Touba bu ngeen ko defoon ci ay usine kon yéen ñëpp ñibbi ngeen Sénégal soqaliku na mais mosu leen ko def ci ay jàkka ngeen ko def ci ay sëye ki ay céete ki ay màggale ki ay cante ki ay bis yu dul jeex yàq rek du ngeen ay nit pendant ce temps tubaab bi ñu ngi tabax ay usine di def lépp du ngeen ay nit te ku leen ko wax ngeen mer te lii may wax mooy seen njëriñ man ñii ngeen di mere sama wax ji ndax naqar gi mu naqar mais naqar gi lu mu naqar mooy dëgg ndax mooy seen njëriñ man dama koy wax parce que lii may wax mooy seen njëriñ man maa ngi yéen a ànd wax ji mën naa bañ a naqari parce que dëgg la li ngeen yàq ci ay milliards ci 40 ans yi diaspora bi Touba ki Tivaouane ki Serigne Seck ñu taxawaale fu ne ngeen dugg fa nga dagale joxe ki daayira yeeg dagale di paquet di yóbbu naan ko almet gaa ngi nii sëñ Mountakha gis naa ñaata millions ñu ko ci ne ko almet yi bu la neexee nga kos ko taal ko ci yéen est-ce que mais yéen ñii est-ce que dagale ay millions jox ko sëñ bi ne ko almet yaa ko bu la neexee kos ko taal da ngay xool mais kii est-ce que ay nit la kii mooy taxawaat léegi nag dañ ko yelwaan de alal jooñ France la jógee daayira yi fu ne dagale force ay nit ñi sàcc ñi lepp ñu dugg takkal ko ba mu ne ko ñu ne ko bu la neexee nga teg ci almet fan nga gisee ci àdduna ñu dagale xaalis naan bu la neexee nga kos ci almet
loolu nit du ko def. du ngeen ay nit du ngeen ay nit. Bassirou Diouf joxoon respect sëriñ si dama leen manqué respect la nga tuddee joxe respect sëriñ si ban manqué respect li may wax yëpp yow da nga koy wedd li may wax ñoom ñoo ko def wala defuñu ko ñoo ko wala waxuñu ko ñoom bu ñu bëggee ku leen rek bu fekkee li may wax da nga jàpp ne manqué respect sëriñ si la demal nga ne sëriñ si bu ñu bëggee respecté ku leen respecté nañ respecté seen bopp ci seen i jëf ak seen i wax waaw doo ñëw fi naa ma joxoo respect sëriñ si waxuma fi lu sëriñ si waxul defuma fi lu sëriñ si deful ñoom ñoo toog di wax ne amuñu indépendance ñoo fi toog dajale xaalis ñoo fi toog kii naan ko bu la neexee nga kos ci almet li may wax inventé wu ma ko yéen ay bëgg a dee amu leen dara li may wax da nga koy weddi respecté mooy lan nga tuddee respect seen naafeq seen fen yooyu ngeen nekk laa nekkul man dëgg dama koy wax waaye dafa yéen da ngeen a naafeq da ngeen di xam ba noppi ne pat su ko nit waxee ngeen a respecté mooy lan mooy noppil bu ko wax dictature nga ma bëgg a jaay bu ko fi wax mais yow ma bàyyi leen nga di ma seetaan di déglu di bindu lu la neex léegi dag maa bëgg a noppiloo maanaam bu ko fi wax loolu nga tuddee respect li may wax am na wala amul lan nga tuddee manque de respect du ngeen ay nit kon tubaab bi ñëw nañu déglu nañu Macky Sall laaj nañ ko ay laaj mu tontu ci li Macky Sall wax dégg ngeen ko wax na ci dossier Karim Wade ak Khalifa Sall wax na ci dossier troisième mandat wax na ci dossier Union africaine bi mu war a dem gérer ji la ma ca wax dégg ngeen wax ji yëpp ay waxi kasa koso la amul loo xam ne gëm na ko waxi kasa koso la du ma ci dellu si ndax amul njëriñ ndax li ngeen xamul mooy Macky Sall ci boppam moom moo invité RFI moo invité France 24 moo leen héberger moo leen jox passe moo leen defal lépp Macky Sall moo leen indi loger leen préparer interview bi ak ñoom loolu ngeen xamul c'est du France de du France moo envoyé rajo bi ak télé bi de Emmanuel Macron yëgul tinul Macky Sall ci boppam moo leen indi Sénégal dalal leen ci biir palais bi loolu ngeen xamul yéen li tax ma def ko daf ci am jubluwaay jubluwaay bi mooy dañu jëm ci ay élections locales Macky def na ay sondage defati ay sondage defati ko gis na day ñàkk élections yi Sénégalais yi génn nañ ci moom xam na ko moo tax mu indi rëq-rëq yëpp dàq ay liste fii préfet yi jóg fee Antoine Diome inscription yi mu la jël ko gis nga carte yi mënut a génn étape bu ñu toll rek bu ñu ci accès rek ngeen gis ba ñuy bindu gis ngeen lam defoon lam ci laxasoon bindu ma coow la ci amoon ñu góorgóorlu ba bindu carte yi war a génn pour jëli ko gis nga laxas yi mu ci laxasaat jigéen sol te fi noonu lay def fépp foo xam da ko ñàkk carte yi du mat dafa am fu ñu jëm ak moom te moom xam na ko ndax takk na ay bagages am pour dem waaye balaa dem day fexe ba situation Sénégal nekk dans une situation de chaos moom du bàyyi bu mënta foqati réew mi téye ko nekk fi daa iman day fexe ba réew mi tàkk jaxasoo ba nga xam ne même ku ko fiy wuutu dootoo ko tal moom waaye fa ngay fexe ba réew mi fay d'abord mu mën a daw làqatu ci foofu la toll fi mu toll léegi pexe yi nga xam ne ni ngi koy def nag pour bañ a dem pour bañ a taal réew mi waaye des fi pexe yooyu ci la nekk Macky Sall dafay politique gis nga li mu indi RFI France 24 yëpp politique la li tax mooy lii mu wax ak tubaab yi su ko waxoon ak journaliste sénégalais yi bu ñu ko génnee impact bi muy am ak doole ji muy am du bokk ak su ko waxee tubaab yi ba tubaab yi tas ko parce que Macky dafa bokk ci ñi gëm ne sénégalais yi dañoo am complexe mbiru tubaab ba lépp looy wax loo xam ne bëgg nga mu dugg ci sénégalais yi ba am njeexital ci ñoom boo koy wax na nga fexe ba wax ko ak tubaab ndax bët bi sénégalais yi di xoolee tubaab ak làkku français bi muy ñëwee loolu Cheikh Anta defaloon nañu ci waxtaan ba ne loolu complexe la ak bëgg a tóoj askan wi bëgg leen a nax moo tax lépp loo xam ne da nga koy naxee askan wi da nga koy làkk ci làkk tubaab boo ko waxee ci olof duñ la wekk loolu ñàkk a xam sa bopp ak xeeb sa bopp ak doydal sa bopp ak doydal làkk li nga xam ne moom nga nàmp ci la bokk ñun Sénégal ñoo am complexe boo xam ne bu ñu xasee ba dégg tubaab
ba yilif askan wi dañuy dem ba dañuy gëm ne askan wi buñ leen bëggee noot nañu fexe ba wan leen ne ñun ñu dégg tubaab lañu nañu fexe bay làkk tubaab yu leer loolu day jur complexe ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo ndóol Macky psychologie boobu ci la dox moo tax mu woo tubaab bi pour bëgg waxam ji am benn écho benn doyee boo xam ne bu ko waxoon ci Sénégal du àgg foofu loolu xeetu complexe la mais xeetu aussi manipulation la jéem nañu daj yi yoonu askan Yewwi Askan Wi sottiwul tas seeni liste sottiwul fexe ba coalition bi du am sottiwul carte yi sottiwul yooyu yëpp léegi Macky Sall fii mu taxaw mooy fexe ba tas Yewwi Askan Wi loolu la bëgg moo tax bi mu wooyee RFI sujet yi nga xam ne ci la wax mooy li nga xam ne moom la wax mooy 3e mandat bi ak kaaw Khalifa Sall Karim Wade gis nga sujet yooyu ay sujet politique la réew mi dafa am ay questions économiques ay questions de développement économique industriel agricole waxu ci de koom-koomu réew mi fu mu toll njàng mi éducation bi fu mu toll santé bi waxu ci de loolu lépp waxu ci boo xoolee sujet yi Macky Sall abordé ak waaye RFI dañ koo préparé ne ci lii laay wax ak ci lii ak ci lii li nga xam ne moo ko ñor mu tax mu indi leen Sénégal bay wax ak ñoom bëgg Sénégal ay wax ci mooy question politique Macky Sall njuuj njaaj la xam Macky xamul liggéey politique mooy liggéeyam Macky politique la xam loolu rek lay def subaak ngoon ci lay xëy njuuj njaaj politique rek moo tax sujet yi nga xam ne moom la indi lépp c'est des sujets politiques amul indiwul benn sujet économique benn sujet financier benn sujet agricole wala santé wala éducation lu waxu ci li tax mooy dafa am lu ko jaaxal li ko jaaxal mooy coalition Yewwi Askan bii ma doon dal ci seen kaw sànq naan leen bu ngeen xamoon yéen coalition bi ni mu toll si ñun diaspora bi ba tax ñu pare pour def suñu alal yëpp ci biir coalition bi pour ngeen am ndam ñun ni ñu ko xam ne yéen ñi nekk ci biir coalition bi ëmpale ngeen ko moo tax sawaru leen ci diaspora bi def ci alalam parce que bu ngeen ko sawaroon da ngeen teg plateforme boo xam ne diaspora bi dañ ci mën def seen ay milliards mais xamu leen enjeu yi parce que yéen ci seen bopp ngeen nekk te loolu moo am Macky Sall moom natt na coalition bi ba xam dooley coalition bi ne coalition bi su ko tasul moom Macky Sall projet bi yëpp a yàqu loolu moo tax mu indi dossier Karim Wade ak Khalifa Sall avant RFI di ñëw barki démb bu ngeen seetloo il y a 2 semaines 3 semaines commencé woon nañu sànni ay ballon de sonde ci média Macky Sall yi bi mu ne premier ministre dama koy génne rek poste boobu gis nga premier ministre bi c'est politique indiwu ko parce que damay dem Union africaine déedéet Macky day politique léppam politique la ma bëgg ngeen yeewu bu baax te ubbi seen xel yi ngeen déglu ma bi mu indee poste premier ministre bi à la veille des élections législatives man leen Macky Sall indiwul poste premier ministre pour nécessité de travail pour que gouvernement bi dox pour liggéey bi gaaw déedéet daf ko indi parce que day politique man leen lu tax man leen jamono bi mu ko indee ñu ne yaa ngi dem élection dans 2 mois ngay wax waxi poste premier ministre kooku day politique day manœuvrer am na fu mu jëm loolu mooy dëgg poste premier ministre bi am na ku mu ko dig dégg nga bi ñu ko laajee mu ne xam naa ki ma koy def mi ngi sama bopp am na ku mu ko dig ba pare man xam naa waaye dafa am ñu mu koy xoqatalee épée de Damoclès la moo tax mu indi ko à la veille des élections bëreel ko ñëpp xam c'est un bâton boo xam ne dafa am ñu mu koy xoqatalee pour fi mu bëgg a jëm am na ñu muy xoqatal ci poste premier ministre boobu moo tax mu indiwaat ko ci veille élection benn ñaareel bi mu tudd Karim Wade tudd Khalifa Sall lu tax mu tudd ñaar ñooñu lu tax ay amnistie tout ça ñu nekk oui il y a 2 semaines Amadou Ba dem na Paris bi mu fa jógee après dem na Dubaï am na ñu ne gisee na Karim xaw ma Qatar koy jàppal bàyyi Karim di leen sonde quoi di sànni ngeen di ratatati ku nekk di wax yooyu yëpp c'est du pipeau li leen doon préparé moo tax tey ñu ñëw indi RFI teg waxoon naa ko ñi may suivre il faut ngeen may suivre benn par benn samay waxu démb ak barki démb di leen ko boole di ko link di xool ndax logique na ndax tout ça di ko boole c'est important bi RFI pare interview Macky Sall ñu ñëwee ci 3e mandat yi mu ne lan mu ne 3e mandat bi lenn daal la xam ne mën na ko wax sénégalais yi mooy moom daal mën naa bëral sénégalais yi ne leen bu soobee yàlla moom la muy defi du nekk loo xam ne yoon da koy tere du nekk loo xam ne du méngoo ak démocratie kon la muy def moom démocratie da koy nangu waaye yoon da koy tere
waaye waxul lan la de la muy def waxu ñu ne ko loolu kañ lan la ak kañ nga koy wax mu ne du ma ko waxagul léegi maay taamu kañ laa ci war a wax ak fan laa ci war a waxee dégg nga nee na moom mooy taamu kañ lay wax ci troisième mandat bi ak fu mu koy waxee waaye daal na ñëpp jàpp ne bis bu ciy wax it la muy def du doon loo xam ne day juyoo ak yoon du doon loo xam ne daal yoon da koy dàq wala démocratie di ko dàq loolu la wax de ay waxama yéen a ma ko gën a xam lu mu leen wax rek safaan ba lay def Macky Sall yéen a ma ko gën a xam bu leen nee du ma def lii lam leen du ma def loolu lay def bu leen nee lii lay def Macky lu mu leen wax ne loolu lay def rek contraire ba lay def c'est un homme des contraires Macky Sall loolu war ngeen ko xam ci moom ab fenkat la lu mu leen wax rek sa contraire ba lay def loolu xam ngeen ko ñu pare yéen ñëpp ñu surprendre leen surprise amul ci kenn ko xamoon ci yéen na Khalifa Sall RFI dina ko recevoir kan noo ko xamoon ci yéen ngeen gis démb ñu génne interview Khalifa Sall après Macky Sall Khalifa Sall question yi ñu posé Khalifa Sall yëpp ay question politique la il faut ngeen ràññee politique économique ak développement question yi ñu posé Khalifa Sall ay question politique la question yi ñu posé Macky Sall ay question politique la amul lenn loo xam ne luy jëriñ askan wi la amul lenn loo xam ne koom-koom la liggéey xëy ak njàng mu baax accompagne déggu leen ko ci làmmiñu Macky Sall déggu leen ko ci làmmiñu Khalifa Sall parce que journalistes yi ñoom lañ jox question yi ne leen lii ak lii ngeen di posé Macky Sall lii ak lii ngeen di posé Khalifa Sall lan lañ ci jublu liñ ci jublu mooy féewale Ousmane Sonko ak Khalifa Sall liñ ci jublu mooy tas coalition Yewwi Askan Wi loolu mooy stratégie fondamentale bi tax RFI ñëw ak France 24 Macky Sall déglu leen ñu yóbbul ko Khalifa Sall c'est un piège pour la coalition pour semer le doute dans la coalition pourquoi Khalifa Sall et pas les autres pourquoi telle question et telle question pas d'autres questions loolu su amee dafay semer le doute dans la tête de certains membres de la coalition Yewwi Askan Wi stratégie bi Macky Sall yi dugal mooy fexe ba dugal sikk sàkk ci ñi nga xam ne ñoo ànd bokk coalition Yewwi Askan Wi mu fexe ba dugal ci seen bopp sikk sàkk ne RFI de bi mu ñëwee laaj na ma waaye bi mu paree Khalifa Sall la laaj automatiquement les esprits simples dañuy def parallélisme des formes comme Macky Sall la Khalifa Sall kon li ngay def mooy Macky Sall ak Khalifa Sall dégg nga ñu ngi waxtaan ñu ngi diisoo tout ça am na ñuy wax gloria yooyu yëpp c'est pour semer le doute c'est pour fexe ba coalition bi mën a tas moo tax ma ne naa ci wax rapidement dama ne woon du ma laay amoon jot gi sax waaye dama ne il faut mu wax ci pour que ngeen arrêté nit ñi arrêté waa patriote yi parce que yi nga xam ne ñoom xamuñu politique c'est des fanatiques c'est des talibés ratatatatat arrêté vous faites le jeu de Macky Sall li Macky bëgg yéen a nga koy def mooy dal ci kaw Khalifa Sall semer doute ci moom fexe ba nit ñi yëpp ñu bari gëm loolu coalition bi tas Macky li mu bëgg mooy tas coalition Yewwi Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi moo ko teree nelaw lii man maa leen ko wax Ousmane Sonko ne woon na ñoo ngi taxawal coalition boo xam ne bis bu ñu ko taxawalee daañu xam ne lépp dëgg la Macky amul lu mu deful pour coalition bi tas dem na bay jënd ay liste Djibril Ngom ku dem ba jënd ay liste Pastef ca kii ku dem ba wax préfet yi ne bu leen kii ngeen war a xam ne mais kañ ngeen nekk ay nit ngeen yeewu xam ne Macky Sall mi bés bu nekk mi ngi leen di tegal ci kaw table yi luy firndeel ne kii bëggul coalition Yewwi Askan Wi am ndam taxaw kañ ngeen di xam loolu yéen sénégalais yi li ëpp solo tey gi Sénégal du sax Pastef c'est la coalition Yewwi Askan Wi mooy doole ji téye Macky Sall nelaw bu ngeen ko xamoon mais nag c'est dommage que mënu leen a apprécier amu leen ay analyses yu fine ak yu profonde pour ngeen mën a xam c'est quoi la puissance et la force de la coalition Yewwi Askan Wi moo tax boo gisee ba ñu nee xaalis ma jóg taxaw loolu mooy li koy gën a may doole coalition bi benn faiblesse la am mooy amul xaalis la coalition Yewwi Askan Wi benn faiblesse lay am mooy ñàkk xaalis bu amee ay milliards Macky Sall jóge na fi moo tax Macky dina taxaw ba du ngeen am ay milliards coalition bi yeewuñu wanaa leen ba tey te ngeen plateforme yi xaalis yi génn faalewuñ ma wax naa ñi ma war a waxal ci biir coalition bi buñ ma dégloo xam nañ bu baax man xam naa du ma tudd tur nag faiblesse bi coalition bi am mooy ay milliards Diaspora bi pare nañ pour def ci ay milliards plateforme bi taxaw nañu mais bu ñu amee xaalis am àndandoo yëkkateendoo tegandoo suñu jafe-jafe ci Sénégal yëpp yu ñu Macky Sall teg jeex na takk lii mën naa ko wax faites très attention
yéen ñi xamul tey wax ci réseaux sociaux yi lu ngeen xamul noppi leen tey teewlu déglu ba xam li ngeen xam ngeen wax ko mu leer parce que nit su mënul amul benn capacité d'analyse de synthèse capacité en fait d'écoute capacité de pouvoir avoir des informations de faire des recoupements soo amul boobu capacité xamoo politique xamoo le milieu lu bari amoo ci xam-xam waroo di wax gaaw wax da nga war a noppi tey déglu ba am lu la leer nañ lu wóor nga soog koy wax soo ko amul nag bàyyi ñi nga xam ne ñoom am nañu capacité yi am nañu possibilités yi am nañu ay réseau mën nañu am ay information yu ngeen amul mën nañu def ay recoupement mën nañu analyser mën nañu synthétiser ñooñu nga déglu leen ba xam fa ñu jëm buñ la doyee nga ànd ak ñoom buñ la doyul tamit nga bañ a ànd ak ñoom mais di wax loo xam ne da nga koy wax rek ci yëg-yëg da nga koy wax rek ci xalaat da nga koy wax rek ci am mer wala am koo bëgg a yëkkati loolu erreur la il faut arrêter ça. may wax nag ne Macky Sall jeexal na tàkk il fait ses valises mi ngi defal ay valises am pour dem waxoon naa ko fi ci live poste premier ministre bi am na ku mu ko dikk wala ñu mu ko dikk ci biir Sénégal ñoo xam ne la tax mu dig leen ko mooy projet politique bi mu am Macky dafa am benn projet politique bu ne tubaab yi RFI France 24 bu soobee yàlla je ne ferai rien qui soit en porte-à-faux avec les principes démocratiques et les normes constitutionnelles. Je ne ferai rien qui soit donc anticonstitutionnel et antidémocratique. Voilà ses propos. Qu'est-ce que cela veut dire? mooy duma def ëllëg lenn loo xam ne dana juyoo dana wuute ak li yoon tere ak li nga xam ne moom la démocratie indi ci réew mi moom Macky Sall moo koy wax loolu mooy du nekk candidat pour 3e mandat ndax constitution da koy tere waaw du ma def lenn loo xam ne c'est anticonstitutionnel mooy 3e mandat bi ngeen yaakaar ne dinaa ko samp du ma ko samp ndax constitution bi daf ko tere mu leer l'article 27 de la constitution est explicitement clair il ne peut même pas faire l'objet d'une interprétation. Le nombre de mandats est de 5 ans. Il est renouvelable une fois. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. ay français yu simple yu leer yoo xam ne c'est pas du français académique, c'est du français normalisé, normé, clair, limpide comme l'eau de roche. Voilà. Donc moom xam na ne il a 2 mandats consécutifs. ñii taxaw nag naan oui dafa def 7 ans def 5 ans. Le nombre de mandats est 2. La durée du mandat est de 5 ans. La durée du mandat Macky Sall moo ko indiwaat ci biir constitution bi à 5 ans. Mais la durée du mandat en 2012 bi Macky Sall di falu la durée du mandat était de 7 ans. Le septennat Abdoulaye Wade moo ko indiwaat Macky ci mandat wu septennat la faloo 7 ans. Mais moom bi mu defee référendum bi ci la ñu wàññi durée du mandat bi indi ko de 7 à 5 ans maintenant. Mandat nag que mu nekk 5 ans mu nekk 7 ans ci constitution actuelle bi article 27 bi dernier alinéa bi le verrou mooy fi mu naan nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Gis nga phrase boobu moo tax Macky Sall mënut a présenter wu waat phrase boobu su fa nekkul woon le nombre de mandats la durée du mandat est de 5 ans. Le nombre de mandats est limité à 2. Gis nga bu ñu yemoon foofu mën nañoo ut ay pexe ñoom ba taxawaat waaye phrase bi nga xam ne moo verrouillé Macky Sall ba mënut a ñëwaat mooy nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Consécutif boobu mooy problème bi le mot consécutif mooy problème Macky Sall kon Macky mu amul bunt amul benn bunt pour ñëw taxawaat ne candidat la parce que c'est pas la durée du mandat qui importe 7 ans 5 ans c'est pas ça loolu amul solo ci cas bi li am solo ci cas bi muy les 2 mandats consécutifs le nombre et le mot consécutif ñaar yooyu moo am solo c'est pas la durée du mandat qui est important dans ce cas d'espèce ma bëgg mu leer seen bopp yi du guddaayu mandat bi moo am solo ci coow li ñu coow 3e mandat bi waaye lim bi nombre yi moo am solo ak nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Phrase boobu moom moo ñëw verrouiller doublement xam nga la restriction dañ ko restreindre après ñu verrouiller ko
kon loolu leer na ñan ñi Macky Sall moom nee na du def lenn lu anti constitutionnel kon loolu du ko def waaye nee na bu yemoon foofu ñu xam ne day dem waaye ba mu ca doolee ne je ne ferai rien d'antidémocratique gis nga de dafa wax ak yéen wax ak tubaab bi te déggulante dafa am ñaari principe yu Macky Sall taxawal ci kaw wax ji principe constitutionnel ak principe démocratique constitution bi c'est un principe de droit c'est la loi maanaam du ma def lenn lu méngoowul ak yoon mooy du ma def lenn loo xam ne constitution bi da koo dàq loolu moom laa leen expliqué léegi loolu leer na waaye da taxul foofu dafa ñëw ne nag du ma def lenn loo xam ne aussi démocratie nanguwu ko lan mooy démocratie lan mooy démocratie porox ndollu baagi noonu foofu lay jaar nag la mu nar a def démocratiquement la koy defee porox ndoll bi mu yaakaar ne fa lay jaar ci démocratie la koy jaaree mooy la hypothèse maanaam njort yu ñu am mën na def un projet de référendum bu defee un projet de référendum def ci dëxëñ ci loo xam ne dana ko mën a permettre moom mu nekkaat candidat ni moom la def de waaye possibilité la am na possibilité def un projet de réforme un projet de constitution bu bees def référendum wala même bu deful constitution bu bees mu jël yenn dispositions yi article 27 bi mën na ko modifier mais bu koy modifier fan la koy jaarale ci askan wi la koy jaarale par un référendum loolu bu ko defee sénégalais yi validé ko su boobaa day nekk loo xam ne démocratiquement sénégalais yi par voie référendaire ñoom ñoo choisir ne mën nañu dindi verrou boobu benn deuxième hypothèse bi hypothèse A moom laa leen jox référendum hypothèse B bi mooy à la veille des élections mais Macky Sall mën na démissionner su démissionné woon tey le 20 janvier wala le 15 janvier mu démissionné te sax avant muy démissionné tey assemblée nationale je pense ñi ngi doon voté pour wala ñi ngi woon ci plénière yi pour voter le projet de loi réformant la constitution pour amener waat poste premier ministre boobu muy indi lu tax ma ne leen c'est politique c'est pas affaire union africaine présidentielle c'est faux c'est une demande politique mooy dafa soxla le levier du poste de premier ministre parce que poste premier ministre bi dafa ñëw ak ay àq ak yelleef dafa am lu mu àndal en terme de prérogative en terme de norme en terme de droit premier ministre dafay ñëw ak ay sañ-sañ te poste premier ministre bi su xasee ba taxaw dafay dox diggante assemblée ak palais bi mooy ki nga xam ne mooy jokkalante palais bi ak assemblée bi ndaw yu penc député yi ak présidence exécutif bi ki nga xam ne moo mën a dugg fee dugg fii mooy premier ministre président mënta amul sañ-sañu dem ci assemblée bi amuñu sañ-sañ dem ci président kii nekk seen diggante mooy premier ministre bi te premier ministre bi su amul diggante président bi ak assemblée bi dara du fi dox duñu mën a liggéey duñu mën a seq dara ndax yoon moo leen xàjjale exécutif législatif judiciaire dañ leen séparé muy ay pouvoir ku ci nekk yor sa pouvoir léegi boo bëggee ñaari pouvoir yi assemblée bi ak exécutif bi di jokkalante dama koy ñëw il faut que ñu teg premier ministre seen diggante premier ministre boobu nag dafa am loo xam ne moom da koy gàddu ci responsabilité gouvernement bi seen responsabilité yi ñuy def yëpp devant l'assemblée c'est le premier ministre qui porte la responsabilité et ses ministres c'est le premier ministre qui défend la politique du gouvernement devant le député c'est le premier ministre effectivement aussi qui fait une déclaration de politique générale déclaration bi exécutif yi am Macky Sall dénk ko premier ministre mooy dem ca ndaw yi pent ña ne leen ñun que réew mi fii lañ ko bëgg a jëmee lii mooy suñu yéene ci même ci wàllu économie ci wàllu agriculture lépp def déclaration de politique générale wax fii yéene yi ñu am projet yi ñu am ci réew mi yëpp ci mandat bi taxaw wax ko fa ci digg ndaw penc ñi ñooñu buñ ko wóoloo ñu defal ko ñu votal ko un vote de confiance ñu votal ko ne ko am nañu yow am nañ ci yow confiance bu ñu ci d'accord ñu defal ko ce qu'on appelle un vote de une motion de censure ñu sanctionné ko daaneel gouvernement bi ne ko ànd ñu yow ci li nga ñu fi wax yëpp ànd lii ay tappale daal di koy vote daal di def une benn vote boo xam ne motion de censure lay doon dañuy censurer le premier ministre censurer le gouvernement bi daanu ci saa si
kon dikku premier ministre gi day indaale loolu bu premier ministre amul loolu mënut a nekk mais su mu ñëwee nag loolu day mën a nekk kon ñëw gi mu ñëw Macky dafa indiwaale loolu parce que yéen jëmm ji rek ngeen di xool premier ministre bi rek waaye xoolu leen li mu am ci ay doole li muy indaale ci sañ-sañ ak bu ñëwee moom lan lay may Macky Sall lu mën a def ak assemblée bi lan lay mën a def dafa am loo xam ne bu fi nekkul loolu du mën a nekk am loo xam ne bu fi premier ministre bi nekkee loolu day mën a nekk bokk na ci sañ-sañu député yi ñu mën a daaneel gouvernement ak jamono bi may wax ak yéen gouvernement Macky Sall bi assemblée mënu ko daaneel moo xam li ñuy def baax na moo tax moo xam baaxul mënuñu ko daaneel parce que premier ministre bi newu fi mais bés bu premier ministre ñëwee rek gouvernement bi député yi bu leen neexee bu ñu amee majorité bi mu laaj ñu daaneel gouvernement bi ni ko député yi mënee daaneel gouvernement Macky Sall bi noonu tamit la Macky Sall di mën a amee sañ-sañ moom it daaneel assemblée bi tas député yi wàcce ko dàq ñes dàq ñëpp bu poste premier ministre bi ñëwee ba ñu voté ko ba ñu promulgué la loi Macky Sall day am sañ-sañu moom daaneel assemblée bi tas ko comme assemblée bi dina am sañ-sañu daaneel gouvernement bi kon kenn ku nekk am nga yat woo téel sa morom bu poste bi ñëwee kenn ku ne day am yat woo mën a dóor sa morom mu waaf Macky mën naa tas assemblée bi ndax poste premier ministre bi moo ko koy may assemblée bi mën naa tas gouvernement bi ndax poste premier ministre moo ko may moo tax poste premier ministre dafa am ay sañ-sañ yu muy may assemblée bi di ko may Macky Sall kon poste bi c'est politique moo tax bi ko tubaab bi ne waaw poste premier ministre bi kan la mun a xam naa ki ne kañ nga ko nommé mu ne du ma ko def léegi xanaa après élection yi laa koy def day fende après am lu mu ci toftalal loo xam ne lu sew la te jàpp leen ko mooy en tout cas poste premier ministre bi moom du taxaw du jëmm du nekk loo xam ne luy dox la tant que man Macky Sall jëluma décret bi promulgué la loi maanaam assemblée bi tey ñi ngi voté pour indi poste premier ministre bi waxoon naa ko ci live nee naa leen poste bi même suñu ko nommé suñu ko indiwaatee ci constitution bi dugalaat ko ci Macky Sall du ko gaaw a nommé ndax indiwul poste bi pour am ku muy nommé gëwuma sax ne Macky Sall dina nommé premier ministre dafa am ñu mu ko dig day politique day manœuvrer dafay am ñu muy nax moo tax mu indiwaat ko ndax bu leen fàtte ne Abdoulaye Wade voté woon na fi bi muy falu nekk fi benn poste vice président boo xam ne ba mu ko fala dig ko Idrissa Seck dig ko ku ne nekk da ki doon politique mosu koo jox kenn poste boobu léegi-léegi da ngay créer poste boo xam ne poste politique la pour mën cee am ñoo ci nax am ñoo lem seen loxo am ñoo njuuj njaaj pour li nga bëgg waaye poste bi doo ko jox kenn aw làmmiñu gëléem la wuy lang làmmiñu gëléem dana lang de waaye du rot mukk mën ngaa tëb nag yóotu ko pour xëcc waaye du rot poste premier ministre bi Macky Sall di indiwaat làmmiñu gëléem la dana lang waaye du rot comme poste vice président Abdoulaye Wade ba sànq ci suba tàbbi na géej joxu ko kenn te dig na ko Idrissa Seck dig na ko ku ne ku mu bëgg a njuuj njaaj la koy dig Macky Sall loolu lay indiwaat bi mu waxee tubaab bi déglu leen ko bu baax dem leen ngeen dégluwaat ko mu ne ko waaw de toute façon poste bi après élection yi laa koy teg waaye tegu poste gi mi ngi aju ci man ma jël décret tant que jëluma décret signé ko promulguer loi bi tant que promulguer wu ma loi bi poste bi du effectif dégg ngeen de c'est de l'administration ça c'est du droit administratif Macky c'est que Sénégalais dañu koy déglu mais duñu ko dégg wax boobu dafa sew bu ngeen ko dégloo mooy poste bi ñu ngi koy voté ci assemblée bi pour mu dellu si ci biir arsenal juridique bi waaye nag bu ñu ko voté kooku c'est la forme juridique ce sont les préalables il faut que député yi voté ne poste premier ministre bi léegi ci institution yi la bokk ñu voté ko jox ko yëpp indil ko loi bi ñu voté ci palais bi bu ko neexee su boobaa Macky bu ñu ko indilee day jël loi bi teg ko fee ba saa su ko neexee mu jël décret promulguer loi bi parce que doo ko nommé premier ministre tant que promulguer loi bi premier ministre du falu tam xool leen fii ma leen wax daañu ko voté loi bi te du fal poste premier ministre da koy teg foofu li ma leen di indi ci firnde mooy ba ñu defee référendum 2016 bi am na ay poñ yu bari yu mu dugaloon ci biir référendum bi bokkoon na ci statut de l'opposition ci 15 points yi la bokkoon ba ñu defal ko voté ko la loi référendaire ba voté ko ba ñu paree bañ ko joxee loi bi dafa xool la ko ca intéressé mu jukki ko daal di ciy def benn loi de promulgation pour promulguer ko la nga xam ne yitteelu ko muy opposition bi ku jégi ba léegi ba sànq suba jëlul benn dogal ci loolu ma nga mu teg yéen xamu leen Macky Sall Macky day politique dong la xam gis nga na mu tegee poste statut de l'opposition yi ba léegi jëmmalu ko utalu ko loi organique utalu ko ay jëmtuwaay joxu ko benn contenu teg ko foofu te wote nañ ko ci référendum bi de ba defal ko noonu la bëggaatee assemblée bi votel ko poste premier ministre mu teg ko foofu ku mu duggante ci roq ne la wuy dama bëgg nga jàppale ma kërëb comme ni mu def rek Jibril Ngom ma jox la lii ma jox la lee digle premier ministre bi dig ko diw bu diw génnee mu dig ko diw ne ko bu ko kenn yëg njuuj njaaj ba mu juddoo ba léegi ci njuuj njaaj la nekk
poste bi da koo indi pour njuuj njaaj da koo indi pour politique indiwu ko parce que day dem Union africaine présidence 1 mois 1 an indiwu ko dafay politique parce que dafa jeexal ay valisam lañ ko takkal mu war a dem muy manœuvrer il est en train de faire ses dernières manœuvres avant que le Titanic ne coule. dig na ko Amadou Ba dig na ko Aly Ngouille Ndiaye dig na ko Abdoulaye Daouda Diallo am na sax ci biir opposition bi ñoo xam ne dig na leen ko du ma waxaguñ seen tur pour l'instant parce que su ma ko waxee mën na am ay conséquences te ñoom doo leen jiitu nga topp seen ginnaaw. yeewu leen ngeen nekk ay nit di xalaat bu ngeen xalaatul bu ngeen xamul ngeen di laaj bu ngeen xamul ngeen noppi bu leen di buñ leen di manipuler ngeen di nekk ci réseau yi di wax lu ngeen xamul. poste premier ministre bi Macky Sall nee na tant que promulgué voté assemblée nationale taxul poste premier ministre bi taxaw dina taxaw ci norme ci constitutionnellement dina taxaw léegi am nañu sañ-sañ nome ko waaye voté ne poste premier ministre bi day dellu si taxul premier ministre ñu fal ko Macky Sall non seulement loi bi assemblée bi voté ne poste premier ministre bi day dellu si bu ñu ko voté ba noppi ba autorisé ko autorisation lañ ko jox léegi nag moom mooy xool kañ la koy jëmmal ku muy tànn kañ la koy tànn te loola bala mu koo def il faut que mu jël beneen décret moom Macky Sall pour promulguer loi bi assemblée nationale su voté loi Macky daf koy promulguer loolu beneen décret la bu muy jël yaa ce qu'on appelle le décret de promulgation dafa am sañ-sañu moom assemblée lépp lu mu voté bala ñu ko appliquer il faut que Macky Sall jël ci décret ñu promulguer ko entre voter la loi ak promulguer la loi foofu la coow li nekk bu ñu ko xasee ba voté assemblée fi ñu toll day nax député yi bëgg ñu voté ko damay indi poste premier ministre bi damay dem Union africaine au ma jot yooyu yëpp da leen di sëlëmloo pour ñu voté ko massivement parce que dafa laaj les 3/5 des députés ñoo ko war a voté dafa am une majorité qualifiée bu baax a baax mooy tax poste bi mën a dellu si waat ñoom lay nax da leen wëyi bu ngeen ko voté dama au ma jot damay dem mais bu ñu ko xasee ba voté ko nag ba indil ko loi bi ci palais bi nag day jël loi bi teg ko fee di woote di dugal ci palais bi di dugal fa génnee ku ñëw mu diglu pour lan pour dal ci kaw opposition bi yeewi askan wi moo xeex yeewi askan wi moo tax muy indi poste premier ministre yeewu leen ngeen nekk ay nit falul premier ministre après élection falul premier ministre avant élection lu dul dafa tas yeewi askan wi lu dul dafa leen séparé parce que yeewi askan wi ñoom moo ko tee nelaw fi mu toll nii rawatina bañ waxee wax yi dañuy uti xaalis dañuy uti ay milliards booba nag moom la teg café Touba di naan café guddeeg bëccëg ngir bañ a nelaw yeewu leen ngeen nekk ay nit bu mu leen bett dama leen jox ay indice bu mu leen bett mu woo ay nit ñu dëkk Casamance ay notable yu dëkk Casamance mu dig leen poste premier ministre bu mu leen bett noté leen bu baax li ma leen di wax du ma tudd tur nag bu mu leen bett mu woo ñu dëkk Casamance wala ñu kesaanoo Casamance ñu influent ñu am dayo mu dig leen poste premier ministre bu mu leen bett moom Macky Sall jàpp leen bu baax li ma leen di wax te li tax naa ci ñëwaat ëllëg Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall daf leen di nax lu leer laa leen wax te da ngeen dem ba ci kanam ngeen déglu ma da ngeen xam ne lii ma leen wax dëgg la dig na leen nag bëgg leen a utiliser am fu mu jëm ak yéen mais Macky nekkul ci yéen ci boppam la ne Moustapha Niass yow mi ci assemblée bi Macky Sall ngi ci sa kaw ndax mi ngi manœuvrer am na ay plan A plan B plan C Macky ñetti plan la am A beeg B bi su réussirul plan C bi lay wàcce plan C bi nag c'est un plan chaotique c'est le plan de dernier recours c'est un plan de chaos général mooy lan mooy moom Macky Sall bu demee ba xam ne amatul pexe yi fi jaxasoo na foofu lay daanele jeexal foofu mooy bu ñu ko votelee loi bi mu dugal projet de loi bi mu dugal pour indi poste premier ministre ba nga xam ne léegi am na possibilité daaneel assemblée bi su déggoowul ak Moustapha Niass
ci li mu bëgg ci assemblée bi mooy Moustapha Niasse bàyyee ko président su assemblée bi mu am ku mu fa teg te ki mu fa bëgg a teg day nekk un homme de confiance ci moom boo xam ne bu ko fa tegee bu ëllëgee lépp loo xam ne war na am ci ginnaaw moom Macky Sall kooku dana ko mën a jëmmalal defal ko fidèlement moo tax mu bëgg Moustapha Niasse able dem dégg ngeen ñu annoncé fi na Niasse day dem ak AFP ñëpp ku nekk commencé génn ku koy remplacer ba yàgg Niasse toogaat parce que Niasse fi mu toll nii dafa nekk di xëccoo ak Macky Sall parce que Macky dafa bëgg a jël poste assemblée bi am ku mu ko bëgg a jox ci biir assemblée bi Niasse xam loolu toog jàpp njàmburam di xëccoo ak Macky Sall fi mu toll nii Sénégalais yëgu leen ko mais am na ñu ko yëg ñu ngi xëccoo ñoom ñaar xëccoo yu metti bu ñu demee nag ba mu sës dafa am àpp boo xam ne bu ñu fa àggee il faut que Macky Sall jël ay dogal bokk na ci li tax Macky Sall bëgg poste premier ministre bi ñëw mooy mu mën a am sañ-sañ tas assemblée bi bu fekkente ne Moustapha Niasse fekk si wu ko ci li mu bëgg mooy jox ko poste bi bàyyi ko poste bi parce que poste bi bu leen fàtte ne Macky moomu ko Niasse ko moom dañ koo négocier woon ca ba ñuy xeex 2012 lii Tanor lii Niasse kenn ku ci nekk am loo téye dañ koo séddoo poste bi poste AFP la assemblée gi bu ko Macky bëggee jël trahison day am majorité bi day dajjeeku moo tax Macky nanguwu ko woon a laal ba day xaar fii ak 1 an élection yi dans 1 mois ci des élection législative au plus tard juillet 2022 war nañu am ay élection pour yeesal député yi Macky Sall day bàyyi ba dernier moment mu tas assemblée bi li tax ko bëgg a tas assemblée bi mooy su fekkente ne Moustapha Niasse nanguwul a bàyyi assemblée bi moom Macky Sall mu jël assemblée bi am ku mu ko dénk da koy tas su fekkente ne Moustapha Niasse nangu na bàyyi assemblée bi avant élection locale yi dem Macky Sall day jël kenn teg ko ci bopp assemblée nationale bi su ko tegee ci bopp assemblée nationale bi ñu pousse élection locale yi lu tax ñu koy pousse mooy Macky Sall day démissionné bokk na ci ay projet am démissionné ñu pousse élection locale yi pousse élection législative yi yóbbu ko en 2025 pas en 2024 mais en 2025 pour organiser présidentielle yi en 2025 mu des nag léegi entre 2022 bi ak 2025 Sénégal ci naka lay fonctionner ci naka lay fonctionner ki muy teg ci bopp assemblée bi lan mooy nekk rôle am parce que situation boobu constitution bi prévoir na ko le président de l'Assemblée nationale en cas de vacance du pouvoir assure l'intérim du président de la République pour organiser les élections dans les 60 jours minimum 90 jours maximum loolu mooy première hypothèse mais deuxième hypothèse mooy si Moustapha Niasse s'entête et que Macky Sall dissout l'Assemblée nationale su boobaa du am possibilité teg fa ki mu fa bëgg a teg donc Assemblée nationale bi dootul exister Macky Sall tas na ko su tasee assemblée nationale ba noppi moom Macky Sall démissionné tas assemblée bi démissionné moom Macky Sall dama leen di laaj tey su Macky Sall tasoon assemblée bi ba pare toog ci na man Macky Sall président du Sénégal démissionné naa ci ban situation la Sénégal di nekk kan moo ma mën a décrire situation bi lan la constitution bi prévoir ci cas bu mel noonu c'est une question que je pose aux constitutionnalistes à tous les Sénégalais su Macky Sall tasoon assemblée bi parce que am na droit tas assemblée bi benn am na ci droit parce que poste premier ministre bi ñëw na donc mën na dissoudre l'assemblée am na pouvoir bi ñaar mooy am na sañ-sañ yu démissionné ñaar yëpp c'est légal su ko defoon tey tas assemblée bi démissionné tey Sénégal ci ban situation lay nekk ak lan mooy situation bi advenir lan mooy xew après lan la constitution yi prévoir ci loolu kan moo ko xam man xawma ko te situation de chaos lay nekk situation exceptionnelle boo xam ne Macky mën nañu yóbbu foofu parce que nit buy daanu wala bàyyi su mënta am li mu bëgg day fexe ba jafeel mbir mi ba yàq mbir mi ba mu jafe saboté ko ba nga xam ne réew mi day doxee bopp ba nga xam ne boo liggéey moom Macky dootuñu ko tal li ñu tal mooy nu ñu def ba jubbantiwaat réew mi moom danañu fi bàyyi loo xam ne buy dem dana ko jaxase goo xam ne ñun dootuñu tal sax ay Macky dañuy tal ñun nu ñuy defaraatee ba fay lakk gi te bokk na ci lakk gi mu nar a bàyyi ci réew mi mooy bu demee ba muy pexe moom day tas assemblée bi démissionné ndax constitution bi prévoirul cas boobu constitution bi
En cas d'absence du président de la République, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée. Mais la Constitution ne prévoit pas un intérim en dehors du président de la République et du président de l'Assemblée. On n'a pas une troisième personne qui assure l'intérim. C'est l'armée ou c'est le Conseil constitutionnel? Kan moo ci am responsabilité pour dire quelle voie suivre, lan la ñu war a def. C'est des hypothèses, hein. On est en politique, il faut tout prévoir. Hein. J'affirme rien, je suis en train de poser des hypothèses, de réflexion, de travail. Sous ma quittation de l'Assemblée nationale, démissionnaire en même temps. Qui bonne situation le Sénégal? Quand il y aurait les leviers, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui décide ou c'est l'armée qui décide? Qui décide? La Constitution ne donne pas des pouvoirs intérimaires au Premier ministre. La Constitution est bien amenée. En cas de vacance du pouvoir du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre assure l'intérim. Non, le Premier ministre a une bonne vacation. Est-ce que yéen a ngi réfléchir? Est-ce que yéen a ngi xalaat? Est-ce que gis ngeen li ma teg ci kaw taabal ji comme hypothèse? Léegi bu démissionné ba noppi bàyyi ci réew mi léegi benn vide boo xam ne il faut que ñu régler ko. Léegi talatuñu ay mandat, léegi waxatuñu ay waxi élection léegi. waaw li ñuy wax mooy léegi kuy toog kan mooy doxal élection yi war a am après. Macky tas na assemblée bi, démissionné na ku koy remplacer. waxuma remplacer ko ci président de waaye remplacer ko ci mën a organiser élection donc laa la wax parce que Macky bu démissionné le gouvernement tombe parce que il est le chef de l'exécutif tey. Macky tas na assemblée bi ba pare moom Macky démissionné na donc assemblée amatu fi gouvernement amatul léegi kuy organiser élection yi war a remplacer Macky Sall sax kan la armée bi day jël état bi téye ko pour sauver donc la République ou bien c'est le Conseil constitutionnel garant de la Constitution qui se substitue à Macky Sall de façon exceptionnelle pour sauver la République sénégalaise. Comment? L'opposition va faire quoi? Les Sénégalais, vous, comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Attendons-nous à tout avec Macky Sall. Tout. Man nelawuma de damay gëstu di xalaat di xool di wax ak ay borom xam-xam yu bare. Je ne dors pas moi parce qu'on a affaire à un gangster qui est prêt à faire exploser la bombe H sur le Sénégal. Préparez-vous à tout avec Macky Sall. Toutes les hypothèses ne sont pas des rêveries, hein. Li may wax ni rêvé wu ma de. waxoon naa leen fi ne bu Moustapha Niass demee Abdou Mbow lay teg ci président Assemblée nationale waxoon naa leen ko fi bu Moustapha Niass bu nangoo jouer le jeu dem c'est Abdou Mbow qui va être le président de l'Assemblée nationale et que su Macky Sall démissionné c'est Abdou Mbow qui sera le président intérimaire, c'est lui qui va organiser les élections. Est-ce que dina ko organiser entre les 60 et 90 jours, oui ou pas? Loolu c'est une autre question parce que ils ont un scénario entre le Conseil constitutionnel, entre l'armée, ces hommes, l'administration bi ñu aujourd'hui rendre partisane. L'administration est devenue de l'APR, Benno Bokk Yakaar. L'armée est devenue de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui. Tout, Macky a réussi à mettre ses hommes partout. Est-ce que ces hommes-là, ils vont suivre la volonté de Macky Sall jusqu'au bout, même après le départ de Macky Sall en tant que démissionnaire? Est-ce qu'ils vont suivre Abdou Mbow vers le projet final de Macky Sall qui n'est rien d'autre que la possibilité pour Macky Sall de revenir encore en tant que candidat sans pour autant forcer le troisième mandat? Mais il pourra revenir en étant candidat, un nouveau candidat. Parce que n'est un candidat, bon, il vient de l'extérieur, il n'est plus président de la République parce qu'il a démissionné. Et qu'il y a eu un temps, la maîtriser, temps d'intérim, est-ce que c'est 90 jours maximum ou bien est-ce que qu'on pousse sur 2 ans, 3 ans? Parce que si on pousse sur 2 ans, 3 ans, attention, on a un cas de jurisprudence. Vous pouvez permettre Macky Sall de ñëw duggaat bokk ci langue bi boo léegi bu ñu organiser élection yi mu nekk candidat la parce que le mot consécutif bi ñu fa dugal est-ce que dina en place ci rupture bi nga xam ne Macky Sall def na ko en tant que démissionnaire ak intérim bi nga xam ne dem na ci 1 an 2 ans. Donc la durée de l'intérim sous Abdou Mbow ou n'importe qui d'autre va pouvoir en fait le pousser à redéfinir le mot consécutif. Est-ce que dañuy jël démission dernier mandat Macky Sall bi opposé ko ne ko def nga 2 mandats, même après 2 ans de démission, tu ne peux pas être candidat. Parce qu'on a dit 2 mandats consécutifs. Le mot consécutif, il y a une limite dans le temps, voilà, c'est un mot comment dirais-je, le constat consécutif, dans le temps et dans l'espace. Il faut que ben mandat dox ci digënté
mandat Macky Sall bi pour que Macky Sall mën a ñëwaat oui ou non parce que consécutif mooy mënoo tegale ñu ñetti mandat boo defee ñaar da ngay dem léegi su démissionné ñu dem intérim bi durer 1 an 2 ans est-ce que Macky dina mën a ñëwaat nekk candidat après l'intérim mën nañ taxaw ne oui am ñu ne non ñi naan oui dañ naan oui parce que bàyyi na diggante bi am na ko fi nekk gérer réew mi donte kooku du président intérimaire la am ñu ne non mënu ko nekk parce que moo fi mujjee nekk président ci ñaareelu mandat kon consécutif bi da koy dab moom donc mënut a ñëwaat donte am na intérimaire bi fi nekk moo xam ci 3 ans 3 mois 90 jours 1 an 2 ans moom mënut la nekk donc day nekk benn débat buy posé. Abdou Mbow waaw Abdou Mbow fait partie des hommes de confiance de Macky Sall ci projet bi ñu bëgg a taxawal il faut ngeen xam ne projet bi Macky Sall am ci mën fee des pétrole beeg gaz bi fekk ko fi du projet boo xam ne Macky daf cee soxla ay compétence daf ci soxla ay expert daf ci soxla ay nawla daf ci soxla ay nit ñu jub il faut ngeen xam ne Macky Sall doxul ci yéen ni ngeen gisee réew mi ne réew mi dañoo war a xool ñu compétent ñu jub comme Sonko Macky nekkul ci boobu registre moo tax su ma leen waxee Abdou Mbow daf leen di jaaxal parce que nekkul leen ci place Macky Sall vous n'avez pas la capacité c'est ça le défaut des Sénégalais il faut être intelligent nit ki soo koy xeex da ngay fexe ba dugg ci boppam da ngay fexe ba nekk moom Macky Sall pour nga xam Macky Sall il faut que nga nekk Macky Sall mais mënu leen a nekk Sonko bëgg a xam Macky Sall moo tax suñu leen ne Abdou Mbow mu jaaxal leen daf leen di jaaxal parce que yéen da nga naan Abdou Mbow naka la ko nit mën a defee vice président di ko jox lu toll ne réewum Sénégal mu koy doxal Abdou Mbow waaw loolu nit ku normal nit ku bëgg réew mi nit kuy liggéey nit ku jub du ko xalaat mais Macky dafa nekkul nit ku normal dafa jubul dafa bëgg réew mi Macky ci boppam la nekk teg gën fi teg Abdou Mbow pour mën a dellu si moo tax mu ko fi teg toppatoowul njëriñu Sénégal ak seen i njëriñ Macky nekkul ci yooyu Macky mi ngi ci boppam nu muy def ba teg fi golo goo xam ne boo liggéey bu ñëwee ne golo gi puus mu toogaat ci loolu lay dox moo tax il faut ngeen dugg ci bopp Macky pour xam fu mu jëm Macky bëggul ko muus bëggul kuy xalaat bëggul ko bëgg réew mi il n'aime pas les gens intelligents intègres travailleurs compétents il n'aime pas ça il est réfractaire à des gens comme ça Macky n'aime pas des gens qui ont des qualités il a besoin des médiocres il a besoin des gens les plus nuls au monde parce que Macky est dans la médiocrité Macky est dans la concussion Macky est dans le vol Macky est dans le dol Macky est dans le njuuj njaaj Macky est dans l'argent le sexe la drogue et le rock'n'roll voilà le Macky Sall c'est pas un homme qui mérite d'être là où il est c'est pas sa place il faut ngeen xam loolu mettez-vous à sa place comprenez ça une bonne fois pour toutes il ne fait que de la politique politicien donc soyez vigilants mboytu leen bu leen kenn jaxase ak Khalifa ak kenn ku bokk ci biir coalition bi am na ci ñoo xam ne man jubuma ñoom gëmuma leen oui parce que bokkuñu ay philosophie bokkuñu ñu gëm bokkuñu ñu taxaw ci réew mais ñu ngi ci biir coalition bi mais du ma leen xarab du ma dal ci seen kaw pour l'intérêt de la cohésion de la coalition moo tax du ma dal seen kaw mais ñun ñëpp ñoo ànd mais yemuñu tolluwuñu ay doyo ni ñu gisee réew mi yëpp bokkuñu mais dañoo war a ànd ci lan ci intérêt Sénégal bu intérêt Sénégal taxawee dañuy bàyyi li ñu wuutale lépp teg ko fële xool li nga xam ne mooy njëriñ ji judd ci ànd bi ñu ànd te mooy sauver Sénégal loolu moo tax mënoo ànd ak nit ngeen d'accord ci lépp kon nañuy muñalante ngir intérêt Sénégal ak njëriñu Sénégal il cherche un homme de paille un homme de confiance qui sera en mesure de lui organiser des élections truquées d'avance, volées en avance, avec un résultat organisé, planifié, avec le ministre de l'Intérieur, la DAF, la direction de la démographie et des statistiques, le ministre des Forces armées avec l'armée, la gendarmerie, l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets, nous sommes préparés et le Conseil constitutionnel, il a amené Demba Kandji, un juge qui a gagné à la Cour d'appel, il a le médiateur de la République, il place ses hommes partout. Dans tout le puzzle, de façon à ce que même vous demain, il a l'agenda. De chez lui, il voit tout, les gens exécutent. Maintenant, ça c'est son schéma. Il l'a validé, il l'a verrouillé, tout le monde est d'accord. Il a déjà ses équipes, il a placé ses hommes partout. Mais, maintenant, surprise moom Macky Sall parce que li ko nit ñi nangul parce que il a le pouvoir aujourd'hui mën na am suba su bougé nekkatul le président de la République
nit ñi nga xam ne ñoo ko newoon waaw gonga boo ñoo la fi taxawal ñoo lay indiwaat ñoo lay jàppale ñooy forcé ba nga gañe tout ça jàppale bàyyi ñooñu mën nañoo wëlbatiku moo tax am na benn buntu boo xam ne moom Macky Sall jàpp na ne sécuriser na ko mais li ngay xaar suba xamu ndax ñi mu àndal ñu naan ko waaw amul problème mën nañ ko dugal ba ci biir ñoom ñu yeddu ko taxaw parce que boo xasee ba nekkatoo président ba démissionné amatoo benn pouvoir lu la nit ñi wegoon dañ lay wegadi kenn ragalatu la parce que mënatoo folli kenn mënatoo tëj kenn amatoo benn pouvoir ci nit ñi juge constitutionnel bi rek Moussa Fall ak Demba Kandji ak Abdou Mbow mi nga yaakaar sax bés bu xasee ba assuré intérim bi mën na laa wor loolu nag la Macky Sall jàpp ne moom vérifié na ko loolu mën na nekk aussi loo xam ne bu ëllëgee su amee mën na nekk njëriñu askan wi parce que ñi koy dugal ci liy ànd ak moom ba rassuré ko ba mu am confiance ci ñoom ba jàpp ne plan bi dina dox ba démissionné bis bu signé démissionné am officiellement ba conseil constitutionnel constaté na Macky Sall a démissionné ba ñu constaté ko officiellement su boobaa beneen scénario bu bees mën naa génn bu bokkul ak li Macky foog ak taxawaayu population bi ñoom naka la ñuy génnee naka la ñuy taxawee muy deuxième scénario boo xam ne Macky maîtriser wu ko population bi naka la ñuy jàngatee loolu mais ñoom ñi ko ànd ak moom dëfal ko nax ko wax ko na ko d'accord nañu yow ba mu wóolu leen ba démissionné bu xasee ba démissionné ba ñu xam ne kii amatul benn pouvoir mënatul ci ñoom dara ñoom naka la ñuy taxawee dañuy ànd ak moom ca loola jusqu'au bout wala mën nañoo wëlbatiku ànd ak askan wi lu ci nekk mën na am. réaction populaire bi Macky xamul nu muy demee réaction ñi ànd ak moom après la démission Macky xëy na am na lu mu jàpp ne noonu lay demee mais noonu mu jàpp ne noonu lay demee après mën naa bañ a demee noonu kon y a des inconnus y a des loo xam ne maîtriser wu ko kenn maîtriser wu ko kon ba bëgg ñu vigilant ñu taxaw di réfléchir dooleel Yewwi Askan Wi utal leen alal ñu mën a campagne seen dëkk-dëkk yi gox-goxaat yi yeete woote yéen ñëpp ngeen woote ci WhatsApp yi woo seen mbokk ya fa nekk ñu wax leen ñu xam ñu dem te nit ñi dajale leen di leen yee carte d'identité yi carte électeur yi bu fa kenn joxe am bu fa kenn ñëw Pastef fa ñëpp ñëw bu fa kenn ñëw ngeen joxe seen i carte téye leen ko bu leen ko jox benn politicien bu fa benn parti ñëw ngeen jox ko seen i carte kenn du ko joxe kenn du ko able carte électeur carte d'identité c'est personnel mi ngi mel ne slip boo sol slip kenn du ko able carte kenn du ko able c'est personnel c'est individuel loolu da ngeen ci war a jàpp yéen ñëpp kon lii mooy li nga xam ne dama ne woon il faut que ma bëree ko wax ko nit ñi mën ko xam moytu njuuj njaaj gi Macky Sall nekk politique bi mu nekk tappale gi mu nekk amatul fit nag moom Macky Sall taxaw di forcer ay troisième candidature ñemewu ko bind na ko wax na ko bind nañ ko ci constitution bi loolu picc yi naa sax xam nañ ko amatul fit bi ñemewu ko te sénégalais yi wan nañ ko mois de mars loo xam ne ba mu jàllee tubaab bi dañ ko woon ne ko bëggatuñu lu mel nii am Sénégal français yi dañ ne ko ñun suñu alal ak suñuy jëmtuwaay ci Afrique dañoo cate fi mu toll nii ñëpp a ngi ñuy mbamb Sénégal nag mooy dëkk bi nga xam ne ñun France moom la ñu gën a am yaakaar ci wàllu stabilité ci wàllu démocratie ci wàllu masla ndax sénégalais yi ñoom ay taalibe lañu ñoom sëriñ si ñoom ndeysaan naan café photo su sëñ bi ñoom amul ñoom duñ ñu sonal mën nañoo jël alal yëpp yóbbu or beeg yëpp waaye ñoom Touba ak Tivaouane ñoom ak tabax jumaa ci yooyu la ñu nekk bokkuñu ak Maliens yi dañuy fipp bokkuñu ak Guinéens yi dañuy yor ay bombe ñoom dañuy dóorante sénégalais nag moom sëñ bi rek bu sëñ bi ne wàcc ñëpp wàcc bu sëñ bi ne café ñëpp naan café kay photo su jàng seen xasida kon ñun France dëkk mel Sénégal daf ñu yittee parce que alal ji ñu ngi koy jël di yóbbu France talibé yi ñoom sëriñ si ñoom ñu yittee léegi sëñ bi julli ci géej gi xuloo xeex yooyu lañu nekk gàmmoo ko màggal ko cant kon Macky Sall bu ñu demee nag yow ba askan wi mën a génn ci loolu léegi di xeex taxaw di fipp talibé yi doon photo soo ko léegi ñoom ñoo taxaw fàq seen ay yet ba réew mi tàkk ba suñu alal ñun France di ci yàqu bala ñoo àgga yow foofu nag ñu libéral bëggatuñu nag benn këyitu France lakk ci Sénégal wala xale yi di ko yàq buñ fa naree àgg dañ lay bàyyi nga dem ñu keneen ànd ak moom moo tax mois de mars dafa am lu mu yee ci Macky Sall ñu réeréer yoo xam ne taxawaay bi ñu taxaw xaraw ak moom dafa tax France fipp jox ko ay délai jox ko ay conditions yoo xam ne bu ko respecté wul moom musiba moo tax li muy wax ni du fi amatee li yëg yooyu yëpp ci seen xel yi lay dox di leen xoqatal Macky day nappaat mais gis nga bu ñu génnaatoon day jël dëkk weñ du fi dee day sóob day nappaate rek dafay dox ci suñu xel yi mais France ci boppam ñoo ne ko bëggatuñu réew mi tàkk na nga góorgóorlu nag ba fexe ba loo fi tegati comme acte na doon loo xam ne day indi jàmm parce que ñun suñu alal bëgguñu muy yàqu te Sénégal bu tàkkee ci France rek Afrique yëpp ay tàkk ndax France moom Sénégal mooy cis la kaayam fa la ko mag ñu baax ñu ñaanalee ba ne ko yow moom fii lañ la léemulee sangat la fi yow France yow Afrique moom loo fi bëgg di nga ko fi am ndax mag ñu baax ñi ngeen wax ci réew mi ñoo sangat France ñaanal ko takkal ko ay moo tax France bëggul Sénégal toj bu Sénégal di toj France
Afrique yëpp lañ ko ji mag ñoo ko ñaanal France maa ngi archive nag mag ñi yéen seen mag ñu baax ñi ñoo ñaanal France ñoo ko ñaanal de ñoo ko jox baatin yéen ñu xañ leen ko waxantuwuma de. Le pouvoir appartient au peuple yéen askan wi yéen yéenay Sénégal yéenay doole Sénégal yéen yéenay loi bi lu ngeen bëgg rek loolu mooy am waaye daf leen koy jaral seen bakkan suñu taxawee àndandoo yëkkateendoo tegandoo li ñu bëgg rek mooy am Macky ëpp ñu doole de Macky ëpp ñu doole. li muy def yëpp da koy def ndax dañoo àndul ñàkk ànd gi ñàkk ànd moo tax muy def lu ko neex waaye bu ñu àndoo taxaw comme mois de mars moom loolu du fi amati. mois de mars gis naan li fi amoon du fi amati mukk ndax bala mu fay am moom mooy takk ay bagaasam dem dootu fi amati lii man maa leen ko wax ñàkk am gi du jóge ci askan wi ñàkk am gi moom ci boppam mooy fexe ba du fi amati wala bu nammee am mu takk ay bagaasam ndax day démission su boobaa tubaab bi ci boppam ñoo koy wàcc tubaab bi am na ci ñoom moom xam na ko moo tax ma leen mi ngi takk ay bagaasam pour dem moom pare na. kon am na ñaari at yu rëy yu ñu war a dooleel jëmmal ko pérenniser ko mooy xeex bi ñu xeex ak moom mois de mars loolu départ bu bees la mbir mu am solo la ci li ñuy xeex bu ñu ko bàyyi bu ñu ko fàtte bu ko laajaatee nañ ko ci làbbali du fi amati dootoo ko defati rek bis boo ko defatee ñu defaat ko def lu ko raw làbbaliwaat loolu moom nañ ko téye mu nekk yat woo xam ne kuy tëdd nañ ko ngegenaayoo yat nag wow na loolu waaye ngegenaayu rek dañuy xeex kuy xeex doo nelaw yu ba yandoor yooyu yat ngegenaayoo ko benn ñaareel bi mooy am nañu coalition bu dëgër Yewwi Askan Wi nañ ko utal moyen utal ko doole utal ko xaalis utal ko aw askan ñaar yi ñooy suñu ay atu yoo xam ne bu ñu ko yat woo xam ne bu ñu ko dóoree Macky Sall bopp bi toj doole Yewwi Askan Wi ak wane gi ñu wane woon suñu bopp ci mois de mars ñaar yi ñoo ko te nelaw boobu ba léegi nelawatul leneen lu ngeen fi def da ngeen yàq seen temps jàpp leen ko foofu yokk ko te bañ ko wàññi teg pression bi ci kawam rek bu leen ko may dara. kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di am rafet lu ak kii mbégte ci boo ko génn ci pango gi di wax ne na ci ñëpp jàpp kenn ku nekk ci partage yi ci wax ak say mbokk ci dëkk kaw yi fépp rek fexe ba nit ñi xam li xew ndax ña nga ca àll ba nag di naxaate ña ngay naxaate bu baax yeneen yi ñuy wax nag Macky Sall lii Bougane Gueye ngeen bañ a dugg ci détails yooyu ak ñi ñuy dispersé ci bu leen parce que li ci ëpp loo xam ne ñoom ñi ngi koy def ci réseau yi ñun ñoo koy siiwal ñun ñi leen di xeex ñooy jàpp seen i wax di ko seen ko di toppaat ak yooyu nañ leen bàyyi ignoré leen dañuy wax bu ko kenn wax ay Bougane dañ koo jàpp loolu jëlul wax du débat ay Madiambal lii kërë du débat Madiambal nommé nañ ko Madiambal c'est un ministre conseiller Madiambal Diagne Madiambal ministre conseiller Macky da ko nommé ak par décret ba pare nëbb décret Madiambal statut ministre conseiller la am Macky da ko nëbb su ko weddee moom Madiambal li may wax bu dul dëgg na ko nag yéen weddi décret bi defuñu ko ci fi ñu dugal décret yi génn publié wuñ ko dañ ko nëbb Madiambal Diagne c'est un ministre conseiller de Macky Sall Macky def ko nommé ñu koy nëbb ñu dem ak ñuy dugg fu ne di ko defal ay mission yu bon moom Madiambal waaye ñu ngi ci ay tànkam li may wax na ko wedd jaaleen jëf yéen ñëpp ñu leen nuyu leen ziar leen bàyyee ñu ñaan yàlla suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm yàlla leen yàlla sàmm Sénégal ba li ñu bëgg ñu am ko te yàggatul gañe nañu ba pare dañu taxaw temm bañ a bàyyi Yewwi Askan Wi ñu ngi leen di woo ci plateforme yi ngeen war a taxawal pour nit ñi mën a am fu ñu dugal xaalis alal jaa ngi taxaw Europe ay milliards yi ngi taxaw gaa yi takk nañu lépp pour dugal euro yi dollars yi yëpp taxaw ngeen taxaw nemm di réunion ko yu kenn xamul taxaw leen plateforme yi nit ñi dugal alal ji ñu xeex ni bu ngeen ko deful daal dal seen kaw na waa Yewwi Askan Wi baax na jërë leen jëf